suspecté naa loo xam ni sama xel mi dama di màggatu koroot yoo xam ne lu ma suspecté xam naa ni luusa nga ca. soxna si. waaw Assane. maa ngi nii xam nga li may wax gars yi rek ñu xam ne man duma terroriste ñoom nañu wane seen bopp nañu dem ci Facebook bi xam nga nañ ko waxtaanee xam nga li ma wax na ko àdduna bi yëpp yëpp ñu xam ne doomu sénégalais lañ dugal ci liste terroriste di ko parce que bi ma ñëwee fii loolu rek lañ ma doon laaj. liste terroriste. loolu rek lañ ma doon laaj affaire ban jàkka ngay jullee xam nga ndax da ngaa wax ne da ngay rey ay nit ak xam nga ndax da nga wax lii ak lii ak may leen li ngeen di laaj man du ma leen ko tontu parce que du ma terroriste directement wax naa leen. Assane Diouf da ngay fen di fàtte loolay sa problème yow yaa fi ne woon ni. fi ma dëkk nii xam nga li ma la mooy Cherry Drive yaa ngi dégg li ma la xam nga boo maanaam Federal City la fii ma dëkk nii Federal City la xam nga lu ma fi indi xam nga lu ma tax a ñëw am kër Federal City dañ maa woobal immigration ne criminal laa. nekk fi di liggéey di rayante man ak sama jabar xam nga lu nekk ma def ko di dem ci marché bi di rayante di jaay ci mbedd mi xam nga ba yàlla def man ak moom ñu am fénqaloo mu woo waa dëkk bi ne leen kii kat xam nga day waxtaan ak ay kilifa yoo xamante ni wan leen ay vidéo barki sëñ Touba li may wax mi ngi ci biir xam nga City of New Orleans parce que ci biir maire bi City Hall dafa am xam nga benn area boo xamante ni mooy City Code maanaam civil code affaire mariage xam nga fa la ñuy lijjantee lépp sama tur mi ngi fa sama tur a ngi xam nga criminal code sama tur mi ngi immigration sama tur mi ngi FBI parce que dafa dem na leen xam nga kii ay jullit lay waxal la lu nekk mu wax ko xam nga ne leen boo yeboo ngeen moytu ko. merci mauvaise idée bu rafet la joxe. sama tur mi ngi fa sama tur a ngi xam nga criminal code sama tur mi ngi immigration sama tur mi ngi FBI parce que dafa dem na leen xam nga kii ay jullit lay waxal la. Assane Diouf waaye yow ñaata yoon la nit di reporté comme terroriste nga ne sa jabar moo la reporté comme terroriste ngay wax ak jullit yee kërti nga génnati fii 2 mois après loolu nga wax nekk ambassade Sénégal moo la reporté terroriste. ambassade Sénégal la ñoom ñoo ma boole. dès le départ wax bi leer na naññ waxoon naa leen ko ci vidéo yu njëkk yi Assane Diouf kenn mësu koo jàpp pour des histoires liées au terrorisme. Le 9 juin ak le 13 juin moom moo wax ci gémminam que jabaram ex-femme moom moo ko boole comme étant un terroriste déglu leen ma bu baax laa wax le 9 juin ak le 13 juin 2017 2 mois après lan la Assane Diouf wax ni que moom lañ ko jàppee pour ñibbiloo ko Sénégal. maa ngi nii xam nga li may wax gars yi rek ñu xam ne man duma terroriste ñoom nañu wane seen bopp nañu dem ci Facebook bi xam nga nañ ko waxtaanee xam nga li ma wax na ko àdduna bi yëpp ñu xam ne doomu sénégalais lañ dugal ci liste terroriste di ko parce que bi ma ñëwee fii loolu rek lañ ma doon laaj. liste terroriste. loolu rek lañ ma doon laaj affaire ban jàkka ngay jullee xam nga ndax da ngaa wax ne da ngay rey ay nit ak xam nga ndax da nga wax lii ak may leen li ngeen di laaj man du ma leen ko tontu parce que du ma terroriste directement wax naa leen. waxoon naa leen lu dul dëgg du yàgg sénégalais yi lien bi lié Assane Diouf ak Françoise Hélène Gueye mooy ni que Assane Diouf fii ci Amérique kenn mosu koo téye pour des histoires liées au terrorisme déedéet Assane Diouf problème mu këyit la amoon depuis août 2010 loolu lañu téye Assane Diouf kii nii ngeen di gis nii moom moo doon jabaru Assane Diouf ex Kendra Diouf déportation Assane Diouf ndaw sii moo ko waral et ça remonte d'août 2010 dama génn kaso deful juróom-ñaari fan wala juróom-ñetti fan alaaj baari génn àdduna. on va vous prouver nan le système américain bi di doxee grâce à une vidéo bu Baba Aïdara defoon au lendemain ba ñu jàppee Assane Diouf maanaam le 19 août nii le système américain bi di doxee. moom laa wax Baba Aïdara du ma jëw kenn ba ma ko wooye dama ko ne Baba
dangaa wax ci sa live ni que man damaa diffuser ay fausses informations mu ne ma déedéet waxuma loolu Baba Aïdara. Françoise Hélène Gueye bu Baba Aïdara waxee ni non répandre loo fausse information man mii maa la nekk dangay fen dangaa répandre fausse information yow yaa bind lii ci sa page nekk di ko répéter à travers le monde nga nekk Assane Diouf FBI moo ko convoqué et par la suite ñu jox ko ci loxo waa immigration loolu c'était une fausse information c'était une fausse histoire de terrorisme et la preuve Assane Diouf mësul jàll ci loxo FBI. après bi ma paree show bi xam nga wax ak yow xam nga toog génn toog sama kër xam nga ci poche bi. ma dégg kuy fëgg. ma ñëw ubbi bunt bi ma ñëwee ubbi window bi ma gis xam nga ñu wër kër gi yëpp xam nga ma génn waa ji wax ma beneen tur la ma wax ne moom lay seet ma ne ko non I was waiting for you I've been waiting it's not ma ne ko you work for ICE ma ne ko maa ngi nekk Issa Sane xam nga mu daal di génnee enveloppe bi wan ma sama photo ma ne ko man maa ngi la doon xaar moom ci boppam sax dafa jaaxle. lu tax nga ma doon xaar ma ne ko parce que dañ ma menacé sama dëkk wax ci rajo yeeg télé yëpp ne man terroriste laa dinañ ma jël si. merci mauvaise idée bu rafet la joxe. après bi ma paree show bi xam nga wax ak yow xam nga toog génn toog sama kër xam nga ci poche bi. ma dégg kuy fëgg. ma ñëw ubbi bunt bi ma ñëwee ubbi window bi ma gis xam nga ñu wër kër gi yëpp xam nga ma génn waa ji wax ma beneen tur la ma wax ne moom lay seet ma ne ko non I was waiting for you I've been waiting it's not ma ne ko you work for ICE ma ne ko maa ngi nekk Issa Sane. mi ngi ni Assane Diouf de sa propre bouche le lendemain ba ñu ko jàppee wax na Sénégalais yëpp que immigration ñoo ko jàpp moom mooy waa ICE moom mooy police u immigration ñooñu ñoo ko jàpp FBI musul teg loxoom si Assane Diouf ngeen dégg si audio yi Assane Diouf ne leen immigration moo ko téye Françoise Hélène sax si boppam nee na leen que immigration moo téye Assane Diouf. Assane mu ngi ci loko immigration léegi maa ngi leen di passe Assane. immigration problème ñaari yoon yi maam ak immigration problème yëpp dañ may boole. Sénégalais yi yéen mën ngeen bañ a comprendre ndaxte États-Unis dafa am ay police yu bëri waaye police buy lijjanti ay mbirum terrorisme FBI la du immigration moom mooy lijjanti say problème mu këyit dafa mel ni boo nekkoon dans d'autres pays de l'Europe ou du monde préfecture de police moom mooy lijjanti say mbirum këyit du par exemple gendarmerie wala douane wala police municipale ñoom ñooy lijjanti say këyit. FBI si biiram dafa am branche bu nga xamante ne moom mooy lijjanti dossier terrorisme du ICE du immigration donc foofu la Françoise Hélène juumee si ay fenam yi mu digal Assane Diouf ndaxte dégg ngeen si début vidéo bi Assane Diouf moo jël téléphone am woo Françoise Hélène wax ko li muy wax ndaxte moom c'était un moyen pour jot si Macky Sall. bu soppeeku ba ñëwee téye ma Amérique. bu soobee yàlla li ñu yow laa njëkk a woo téléphone. yàlla nañu yàlla lafal cat lay wax parce que cat moo sew. ma ne te gaaw ñuy wax naan dimbaliwuloo ma keroog bañ ma téye Amérique. voilà Malick laa woo bi ma coupé ak Malick dama la woo nga ne ma Assane lan ma ne nga ne ma maa ngi nii xaw ma dama doon préparer lan mais damay dugg live léegi. noonu laa toogee ci saa si solo. waaw daw ma def danga toog laa. voilà xam nga. ma expliqué la ni détails yi demee nga ne ma carrément xam nga li ma la wax xam nga waxal lii ak lii ak lii. Baba mu may ma wax ma expliqué gars yi ni que man waxuma lenn lu ma Assane wax loo te Assane moo woote wax en direct après ma commenté ay information Assane. ma expliqué la ni détails yi demee nga ne ma carrément xam nga li ma la wax xam nga waxal lii ak lii ak lii. loolu ñii ci gannaawam toog seen divan ba mel na xamuñu dara te pourtant 2 minutes avant day déggante ak moom téléphone ñu concorde lépp ba mu taxaw mu ñëw mel ne ko ci xamul dara ndeysaan. Tyler, close the door please. yaa ngi ci biir dugg nga. waaw maa ngi nii dugg mu ngi dugg na. waaw chers amis. commencé dugg rek nga wax ak man moom. waaw maa ngi xaar gars yu dugg xam naa heure bi ñi nekk en ligne bëriwul mais mbokk yi li ñu doon xalaat moo am Macky Sall en toute lâcheté Macky Sall foo leen ko natt weesu na ko donc Macky Sall dafa signaler Assane Diouf comme étant un terroriste
mu signalé Assane Diouf comme étant un terroriste. Assane Diouf actuellement mu ngi ci service immigration. Yéen ñëpp xam ngeen ni que Assane is not a terrorist. Everybody knows that. C'est un public ennemi, l'ennemi de Macky Sall, l'ennemi personnel du régime. Léegi dañ koy jéem a set-up pour que États-Unis considèrent que Assane est un terroriste. Yéen ñëpp xam ngeen ni que Assane n'est pas un terroriste. Tout le monde sait que Assane n'est pas un terroriste. Léegi donc il est actuellement dans les services de l'immigration pour donc Macky Sall dafay essayer noonu pour que bu gëmloo nit ñi que Assane est un terroriste ñu mun ko livrer Assane mu mun ko def lu ko neex. Donc nous sommes en direct avec Assane mu ngi ci local immigration léegi maa ngi leen di passe Assane mu wax leen lui-même ce qui est en train de se passer. Xeex bii nii mun nga ko yóbbu foo xam ne man mënuma ko fa yóbbu xam nga man du ma xëccoo lenn parce que nit ki da ngay wax dëgg. Baba Aïdara moom a gën a yàgg Amérique Baba Aïdara xam na partout fii loi yi nu muy demee ak nañ koy nañ koy lijjantee xam na fan la war a dem. Man François sama bonne volonté laa am donc Assane Diouf soxla na Baba Aïdara step in ci xeex bi. Le cas de Assane démb bi nu génnee information bi on a tout de suite parlé de terrorisme bi nu waxee terrorisme bi aussitôt ñu ni mu ngi ci service de l'immigration. Terrorisme benn branche moom moo am pouvoir fii ci dëkk bi di dox mbirum terrorisme te branche boobu dafa am benn section spécialisée bi nga xam ne affaire terrorisme la nekk mu nekk ci biir branche boobu benn section la bu nekk ci biir FBI. Donc FBI rek mooy waxu terrorisme moo tax démb ma def benn post ma ne nit ñi bu ñuy wax nañu wax li ñu xam. Terrorisme c'est tellement sérieux ci dëkk bi que dès l'instant que ni joxoñ Baba Aïdara que mbirum terroriste balaa ñuy comprendre ki nangam Amérique loi bi après le 11 septembre c'est d'abord de sécuriser les États-Unis, c'est de mettre la main sur Baba Aïdara aussitôt avant ñuy xam Baba Aïdara lan mooy tànkam lan mooy jóg-jógam. Ça c'est le comportement américain après les attentats du 11 septembre. Assane ñi ko njëkk dem arrêté ji du immigration non du immigration ñi war a dem kër Assane te nu boole Assane waxu terrorisme FBI la. coow li bi mu amee nag j'ai contacté fi nga xam ni man am naa possibilité pour ma mën a def vérification bi ndegam affaire terrorisme nañu arrêté Assane ma woote ci court bi Supreme Court bi nga xam ni moom moo nekk ci Louisiana 17 juges la am bi ma jotee le cabinet de Carl Stewart malheureusement j'ai pas ma carte ici si nañ ma laaj suma carte de presse mes coordonnées et autres ma jox leen ko ñu ni ma samedi la donc moom ndaw si daf fi nekk rek ba 12 heures à partir de 12 heures dinañu mën a ba 12 heures mu ngi fa lay wàcc ndax tey samedi la heureusement que teel naa ko jot bi mu defee vérification yi man je parle de fait nekkuma ci polémique yi kurti yooyu dame bi ni ma juge chief justice bi Carl Stewart deful benn mandat d'arrêt concernant le terrorisme fii durant ces 6 derniers mois te le nom de Assane amul fenn fuñ ko annoncé fii comme terroriste. Donc terrorisme c'est le juge qui donne l'ordre juge boobu Carl Stewart joxewul boobu ordre ndaw si ni ma taxawal comme il y a 17 juges ci code bi
nañu seet parce que dañuy share information te moom moo koy centraliser est-ce que ci 17 yeneen juge amul ko joxe ordre bi mu vérifier ni ma finalement amul kenn ku ci joxe ordre pour ne arrêter un certain Assane Diouf. Donc en termes clairs, il n'y a pas un juge fédéral bu ni nañu arrêter Assane pour mbirum terrorisme. Arrestation kooku juge moom moo koy signé. Sénégalais yi tàccu leen bu baax Baba Aïdara ndax journaliste yi bu ñu doon def un travail d'investigation bi Baba Aïdara def su boobaa lu bëri Sénégal politiciens yi dinañ ko moytu donc tout nos respects à monsieur Baba Aïdara. Bour affaire de 144 heures yooyu je sais très bien peut-être mën naa ko expliquer nii rek c'est-à-dire terrorisme bu ñu la ko jàppee aux États-Unis dafa am ay interrogation yoo xam ne gis nga Assane Diouf bu doon terrorisme lañ ko jàppee yaa ngi dégg duñ ko jàpp suba gi mu xëy ngoon gi di woo Hélène Françoise Gaye non c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça que ça ku ñu jàppee terrorisme aux États-Unis crois-moi isolation ngay nekk doo gis benn membre de famille ba pare doo am avocat yaa ngi dégg ay interrogation yu intense la waaw donc kon ñu ne Assane Diouf terrorisme lañ ko jàppee mu xëy di woote loolu kon loolu histoire la loolu c'est faux. dès le départ laa xam ne it was fake si laa dem si sama page Facebook ma ni nit buy wax day bind lu mu xam loi wu terrorisme bés bu la jàppee 96 heures minimum tu dois être en isolation 144 heures maximum en isolation ça a été voté par Bush en 2000 ñu bëgg ma wax kooku mu ngi fan. dafa bàyyi Assane ku si nekk ngi wax Assane dafa amoon caisse immigration amoon benn déportation bu pending. ñooñu ils ont vu que ni Assane avait déjà un cas foofu ci immigration donc Assane dafa nekkoon en situation de déportation parce que njëkkoon na fi am jabar dugal ay papiers ni rejeté ko Assane amoon na ay problème de famille comme ñu ko bare di amee donc fiché nañ ko dugg na ci yooyu ba nu bel ka out waxuma ko mais man xam naa ko ba seen waa kër yi nekk Sénégal dañu mujjoon jaay seen benn terrain xaw ma benn kër affaire yooyu dagale nangam ba nu bel ka out mu génn. Sénégalais yi pour que ñu mën a expliquer leen l'implication de Françoise Hélène Gaye par rapport au dossier Assane Diouf jàpp leen ni que Assane Diouf fii aux États-Unis kenn jàpp ko fii pour des histoires liées au terrorisme déedéet coow li bëri na version yi bëri na kàcc bi tamit bëri na lool Malika du jabaru Assane Diouf légalement parlé Assane Diouf ak Malika ñi xamante entre 2015 et 2016 kii nii ngeen di gis nii moom moo doon jabaru Assane Diouf ex Kendra Diouf déportation Assane Diouf ndaw si moo ko waral et ça remonte d'août 2010 dama génn kaso deful juróom-ñaari fan wala juróom-ñetti fan alaaj baari génn àdduna. Assane Diouf daa amoon jabar en 2009-2010 mu am jabar di doxaan. sama soxna si ma nekkaloon fii nekkatuñu sénégalaise la mi ngi may dégg parce que moom moo daan mujj di wax ak sëñ bi direct. Sénégalais yi Assane Diouf daa amoon jabar di doxaan ndaw si jàpp ko ndaw si dàq ko si këram Assane Diouf xaar ba ndaw si dem liggéeyi mu yóbbaale 6 oto ba si oto bii ngeen di gis si vidéo M6 bi ndaw si nee na ba Assane Diouf amee problème ak communauté mouride bi nekk à New York par rapport ak histoire M6 bi Assane Diouf daa ñëw dëkk si New Orleans. ma ñëw ci dëkk bii ma wàcc New York nekk fa di rayante xam nga ba ay xam nga samay mbokk di dal sama kaw mu génne ma dëkk ba ne ma Assane xam nga demal comme sa soxna bi dëkk sàngam la dëkk dem fa nga liggéeyal fa Serigne Touba ma ñëw fii tey fii ma nekk ni New Orleans. nee na nag ba muy ñëw ay yërewam kese la ñëwee ndaw si tijjel société Assane Diouf nee na bëggul woon jëkkëram toog te du liggéey mu tijjel ko société bii ngeen di gis muy 75 NLO 5 LLC nu mooy nongoloo bi
nee na lépp si xaalisam la jóge Assane Diouf di dem di wuti auto accidenté di ko réparé donc ba Assane Diouf yóbbee oto yi ndaw si bëggul woon Assane Diouf jël bien yëpp mu porté plainte Assane Diouf devant un tribunal civil bu ñu demee si juge bi ne Assane Diouf na delloo oto yi ba un juge des affaires familiales décidé divorce bi après décidé tamit kan mooy moom lii ak kan mooy moom lële ndaw si nekk te bandi bi nga xamante ne moom woowoon na au préalable waa immigration mooy agent ainsi mu boole Assane Diouf ne leen que Assane Diouf dafa ñëwee si dëkk bi ak passeport frère am. ne ma naka ngay wax ne moom nga duggee Amérique ma ne ko sama passeport rek laa fi dugg mu reetaan ne ma booy yow tamit. kenn du la ci may kay. donc bu ñu génnee tribunal ay agent ICE ñu ngi doon xaar foofu Assane Diouf ñu jàpp takk yóbbu. di liggéey di rayante man ak sama jabar xam nga lu nekk ma def ko di dem ci marché bi di rayante di jaay ci mbedd mi xam nga ba yàlla def man ak moom ñu am fénqaloo mu woo waa dëkk bi ne leen kii kat xam nga day waxtaan ak ay kilifa yoo xamante ni wan leen ay vidéo barki sëñ Touba li may wax mi ngi ci biir xam nga city of New Orleans parce que ci biir maire bi City Hall dafa am xam nga benn area boo xamante ni mooy city code maanaam civil code affaire mariage xam nga fa la ñuy lijjantee lépp sama tur mi ngi fa sama tur a ngi xam nga criminal code sama tur mi ngi immigration sama tur mi ngi FBI parce que dafa dem ne leen xam nga kii ay jullit lay waxal la lu nekk mu wax ko xam nga ne leen booya boo ngeen moytu ko xam nga wala booya boo ngeen topp ko ma ñëw code xam nga képp ku nekk New Orleans code bi fi mu nekk xam nga 1250 la jàkkaar lool 1250 mooy buildingu immigration bi xam nga bayaal bu yaatu la woon léegi ñu tabax fa Hyatt école hôtel ma ñëw ci code bi rek gars yi ñëw takk ma yóbbu ma dem ma ñëw code xam nga képp ku nekk New Orleans code bi fi mu nekk xam nga 1250 la jàkkaar lool 1250 mooy buildingu immigration bi xam nga bayaal bu yaatu la woon léegi ñu tabax fa Hyatt école hôtel ma ñëw ci code bi rek gars yi ñëw takk ma yóbbu ma dem. ñu fixé caution bi presque à $9000 waa kër Assane Diouf jaay benn terrain boole si ay nit yu jege woon Assane Diouf moo taleel ko ñu fayal ko caution bi motoon presque $9000. ma nekk ci kaso bi mu ne ma di nga génn ne ma Assane ma ne ko Mbàkke mu ne ma di nga génn. mu génn ñooñu ba tey jotuñu seen xaalis suñu fenkat international amaat rendez-vous pour la deuxième fois devant un juge des affaires familiales ñu génn ci tribunal bi ex-femme bi Kendra ak famille yam ak faram bu bees nekk di kokkali ak cokkaas Assane Diouf tamit muusul dem di tongoo dem song ji leen devant le tribunal devant des dizaines de policiers fa la ñu takkee Assane Diouf yóbbu ndaw si porter plainte pour agression ñu fixé caution bi à $15000 Assane Diouf nag amul woon kenn te amul woon $15000 yu muy fayee caution boobu mu dem tëdd ji jeer pendant des mois li may wax nii nag preuve yaa ngi nii lii mooy casier judiciaire u Assane Diouf simple assault moom mooy agression ngeen fàttaliku ba ñu déporté Assane Diouf Sénégal ñëpp di xaar ci papier déportation yi ñu gis ci déporté pour terrorisme waaye déedéet américains yi seen loi du loi clignoter droite jàdd gauche comme loi wu Sénégal non li ñu si bind li ñu déporté Assane Diouf te journaux yépp bind ko te muy dëgg mooy ni agression contre son ex-compagne maanaam jabaram ak séjour irrégulier maanaam passeport frère bi mu jël dugg si dëkk bi loolu lañ ko rapatrier te preuve yaa ngi nii. foofu nga teg sa tànk ay xaaxaama fa nekk ku leen jàpp fenkat ku leen ba fenkat ku leen jàpp tilian ku leen ba bayu tilian. Il y a deux types d'illégaux dans ce pays. Il faut que nous sachions. Avant d'aller sur ces deux types d'illégaux, nous allons voir le visa. Le visa américain, il y a le droit d'Amérique Amérique. La loi américaine waxul lolu. Le visa américain donne le droit de solliciter l'entrée aux États-Unis. Visa ne te donne pas le droit de rentrer aux États-Unis. Visa daf lay jox le droit de solliciter l'entrée aux États-Unis. Boo ñëwee ba ci port d'entrée bi si la kooku di décider
ndegam yow war nga dugg wala doo dugg wala mu ni la dina la bàyyi nga def ñaari fan wala dina la bàyyi nga def juróom benn weer mooy maximum buñ la mën jox ndaxte loi wu Amérique dafa ne nit bu vivre légalement plus de 6 mois dans ce pays dafa war a solliciter la carte verte moo tax buñ lay jox du passer 6 mois donc ambassade bi buñ lay jox visa bi dañ lay xamal ni duggagoo Amérique léegi demal nga demander immigration ndegam mën nga dugg biir Amérique mooy solliciter l'entrée aux États-Unis. Maintenant il y a 2 types d'illégaux aux États-Unis dafa am illégal bi nga xam ne dafa dugg ci dëkk bi d'une manière légale mooy c'est-à-dire que ne dañ ko jox un visa mu jaar dans un port d'entrée kooku bu duggee dans un port d'entrée dafa dugg ci dëkk bi légalement ni jox ko 1 mois wala 6 mois de séjour boobu passé mu toog maintenant il est devenu illégal. Voilà quelqu'un bi nga xam ne bu takkee jabar wala ni takk ko wala mu am ku ko sponsorisé mën na defar kayitam mu am deuxième type de groupe d'illégaux mooy li ma fi waxoon ci sénégalais yi ni mere ma fi ñu bare saaga ma mooy ñooñu doon wax dañ leen waroon jox 25 millions de francs CFA tey jii dëgg bi mooy dellu si rek mooy ñëwaat mooy ku fi dugg d'une manière illégale mooy quelqu'un qui n'a pas sollicité l'entrée aux États-Unis. Maintenant quelqu'un qui est détenteur d'un visa donc kooku dafa jaar par la petite porte pour dugg ci dëkk bi donc daf fi dugg illégalement bu takkee doomu Obama bu mag bi aawa mu takk doomu Obama bu ñaareel deuxième doomu Obama bi ñaareel mu takkaat doomu Trump Ivanka Trump ñeenteel bi bu dee autorisé nañ ko mu dem indi doomu Bush mu takk ko du am kayit il faut que ça soit clair parce que dafa dugg ci dëkk bi illégalement il n'a pas sollicité l'entrée dans ce pays donc quelqu'un qui n'a pas sollicité l'entrée dans ce pays cette situation c'est encore beaucoup plus compliqué. My name is Hassan. I'm from Senegal and I'm in America for the last 16 years. I come to America in August 17, 2001. I enter United States with different name and different passport. I'm an illegal immigrant and I know it. I follow every process. I follow immigration. I asked for anything I could get to just be legal in this country. And I have my 2 child here. I have my daughter and I have my son. yéen Sénégalais yi yéen fans Assane Diouf yi xëy na bu ñun waa Sénégal de la vérité waxee ñenn du dëgg xëy na bu Baba Aïdara waxee ñenn du dëgg xëy na bu keneen ak keneen waxee ñenn du dëgg mais yéen bu fekkente ne Assane Diouf moom si gémminam moom moo wax ni que moom def na lépp pour ñu lijjantil ko kayitam mu ne leen il a tout essayé pour régulariser situation am pour am ay kayit amoon na fi jabar am na ñaari doom te loolu yëpp mënul tax mu lijjanti ay kayitam parce que ni mu fi duggee maanaam li leen Baba Aïdara expliqué noonu la système américain bi di doxee immigration loolu lañ ko considéré comme fraude lii la si loi bi wax même bu fekkente ne dangaa marié légalement une fois nga dugg illégalement États-Unis nga toog aux États-Unis plus de 6 mois bu boobaa boo bëggee régler sa situation da ngay génn États-Unis te États-Unis da lay pénaliser pendant 3 ans 6 mois rek 3 ans ngay toog balaa ngay mën a duggaat biir États-Unis bu dee nag dangaa dépassé 6 mois ba toog ba 1 an boo toogee 1 an si biir sol États-Unis fekk nga dugg ak passeport bu mel ni yow passeport yu sarat wala nga duggee neneen da ngay toog 10 ans balaa ngay duggaat biir États-Unis te Assane Diouf toogul 1 an Assane Diouf toogul 6 ans Assane Diouf toogul 6 mois 16 ans le toog aux États-Unis. Maintenant je reviens un peu ci kaawu Assane Diouf rek ci ngeen xam lan moo tax Assane Diouf ñu déporté ko Assane Diouf en 2010 dafa amoon problème ak immigration parce que dafa amoon simple assault jabaram dafa assault woon jabaram Kendra
ca la ko gars yi ca la amoon problème déjà ak immigration parce que une chose est sûre aux États-Unis ah mën nga nekk fii sans papier mais fii ak amoo benn problème yaa ngi dégg mën nga fay dund fii ba dee fi fii ak amoo benn problème mën nga dund aux États-Unis ba dee fii gouvernement du la jàpp kenn du la jël yóbbu la parce que gouvernement amuñ droit xool nit ci mbedd mi rek ne la hey amoo papier ñëwal ñu yóbbu la sa dëkk non 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 ça se passe pas comme ça soit da nga yor sa oto di dawal yaa ngi dégg te amoo ay papier amoo driver's license yaa ngi dégg police arrêté la bala police arrêté mu xool gis na yow ndeke amoo driver's license ñu jàpp la bañ la jàppee ñu xool xam ne yow tu es illégal dans ce cas ñu jox ko ICE maintenant l'immigration va intervenir c'est comme ça que ça se passe mais nekkul ne da ngay dox ci mbedd mi rek ñu jël la téye la man j'ai des parents qui sont ici plus de 25 ans amuñu papier plus de 25 ans. mais nit ñi dañuy wax selon nu ñu yeewu mais au fait que ni dafa am ay textes yi clairs on n'a pas besoin d'être un juriste on n'a pas besoin d'être un connaisseur ce pays-là tout est documenté tout est écrit. donc Assane honnêtement donc n'est pas passé par un port d'entrée. Quand tu n'es pas rentré dans un port d'entrée ci database yi immigration xamula tur bi nga fi duggee la xam donc bu fekkee da nga faayal papier pour jéem a am këyit si la immigration di soogee xam fii booy faayal sa këyit nga def fi par exemple 20 ans nga ñëw ak ton passeport sénégalais pour dugal si këyit mais dañ lay laaj ton port d'entrée bi dañ la koy laaj port d'entrée boobu benn papier bu weex la bu ñuy tuddee I-94 c'est la I-94 sa I-94 la mooy sa bakkan ci dëkk bi gis nga numéro bu gudd boobu. léegi Assane Diouf puisque amatul woon option il a tout essayé am na doom am na jabar am na business daawoon na sax di yónnee xaalis UNICEF pour ñu mën ko def si dossier wam pour que américain ne kii de bëgg na xale sax mais loolu yëpp dara parce que ni mu duggee si dëkk bi Assane Diouf da leen di jox ay information mais du information yoo xamante ne yëpp benn vidéo la nekk yëpp daf ko tasaare donc ba loolu yëpp option yëpp jeexee ba muy dugg si live bi dañ ko recommandé woon mu wut asile politique Assane Diouf août 2016 la ko juge immigration nekkoon na génn si dëkk bi mu amoon droit def appel avocat bi introduire dossier appel bi waaye Assane Diouf amul woon xaalis muy fayee honoraire yi avocat bi bàyyi dossier bi noonu ça cotise pas ça njëkk donc deful appel ndax amul woon xaalis bu muy defee appel le juge de l'immigration après 90 jours Assane Diouf deful appel en mai 2017 ñu envoyé Assane Diouf benn lettre bu tudd bag and baggages maanaam jëlal say bagage nga ñibbi sa dëkk wala ñun waa immigration bu ñuy ñëw dinañ la jël si te doo yóbbaale benn bagage pour changer donne bi il lui fallait mu def benn affaire boo nga xamante ne dina changer dossier wam moom mooy asile politique looloo tax Assane Diouf commencé di live premier live Assane Diouf date de décembre 2016 constant wul woon mais ba ñu duggee biir mai ba mu jotee lettre boobu mu leer ko ni lettre bi léegi waa immigration foowul benn tànk mi ngi si biti benn tànk mi ngi si biir si la commencé def ay live am. mon cher I know all that loolu moo tax ñi may saaga man bi ma ñëwee di leen wax waxu terrorisme beeg yooyu amul ci la Hélène dem jël wax ji wëlbati ko boole mag adduna yëpp ñi may saaga nday guddi ak bàyyi mais man je suis quelqu'un de très pratique man bu may wax xam naa bu baax li may wax man dinaa ko gëstu laajte ñi ko xam ba noppi balaa may wax mais Sénégal dafa bare naa fekk yow sa bopp gis nga nin ma doon saaga comme c'est pas possible. Sénégalais yi yéen ñi doon yëg lu nekk Baba Aïdara di ko saaga boo leen di ay jullit war ngeen dem baalu ak nit kooku surtout yow Modou Khoule na nga def wax ci ko may wax Baba Aïdara laa bëgg ñu waxal nee na dana def interview vendredi. oh my God nekkee ci Amérique gii di représenter RFM journaliste boo xam ne information yi ngay joxe yëpp ay fen kese la ba jël opinion sénégalais bi changé ko si ñu am benn position boo xam ne si kaw Assane loolu na ko arrêté gënuñu nekk Amérique gënuñu xam li xew Amérique gënuñu xam li xew si actualité dëkk bii. parce que Baba mu ngi wax ba léegi. biir moo ngi wax ci kaw Assane ba léegi. waaye nee na dama bëgg wax mu leer parce que affaire bi moom ñoom dañoo yor média nit ñu yor média. ñu nekk Amérique fen yi ñu nekkee nañ ko baax fen yi ñu nekkee. nañ ko ba gënuñoo qualifié fii kenn ba xam loi américain yi gënuñoo jàng nit ñi gënuñoo xam li xew si dëkk bi
ku nekkul ci Facebook bi fu mu toll nii boo nekkee Sénégal lii information bi jóge ci Baba Aïdara ngay jël kon buy informer nay informer loo xam ne dëgg la te nekk loo xam ne moo nekk réalité sur le terrain nekk ci dëkk bii. man de may porte parole Assane. comité bi xeexal Assane may porte parole bi Baba Aïdara xamul dara ci lu xew li mu wax yooyu yëpp ay wax la. jàngoo jongoo xamuloo di réeral sama jeunesse su dëkk Baba Aïdara li mu wax yëpp au lendemain ba ñu jàppee Assane Diouf le 19 août dem leen xooli vidéo boobu live boobu mu def le 19 août lépp lu mu wax noonu le système américain bi di doxee te ñun dañoo dem si ginnaaw def suñu ay vérification def suñu investigation ñun duñu François Hélène Gueye bii wax te du leen génneel preuve boobu yëpp laaminam la. sur ce premier cas bu dee c'est sur freedom of speech am beeg yooyu dañu bëgg anéantir voix bi mooy ACLU ak ñoom Charlton ñu ma tudd maintenant bu dee nag sur l'immigration là c'est autre chose là ça devient beaucoup plus compliqué parce que un juge avait décidé sur le cas de Assane avant les événements. Et ce juge, malheureusement, avait choisi la déportation pure et simple. Maintenant, comment Hélène Françoise a profité de tout ça, je vais vous le dire. Ba lolu amé, dafa gis né Baba Aïdara génn, yaa ngi dégg, mu ngi wax ci affaire bi, di wax dëgg bi et que dëgg bi arrangé wul Sénégalais, arrangé wul aussi les supporters de Assane Diouf. Bañ tàmbalee di wax ci dëgg bi, Françoise ca la moom mi doon wax ne Baba Aïdara lu mu wax dëgg la, moom moo retourné naan Baba Aïdara dafay fen, li muy wax du dëgg. Xeex bii nii mën nga ko yóbbu foo xam ne man mënuma ko fa yóbbu xam nga man du ma xëccoo lenn parce que nit ki da ngay wax dëgg Baba Aïdara moom a gën a yàgg Amérique Baba Aïdara xam na partout fii loi yi nu muy demee ak nañ koy nañ koy lijjantee xam na fan la war a dem man François sama bonne volonté laa am donc Assane Diouf soxla na Baba Aïdara step in ci xeex bi non mais Baba dafa am solo ci xeex bi te Baba bëgguma ñu boole ma ak Baba dañ ma booleeg ñëpp waaye buñ ma booleeg Baba Aïdara man de may porte parole Assane comité bi xeexal Assane may porte parole bi Baba Aïdara xamul dara ci lu xew li mu wax yooyu yëpp ay wax la. Pourquoi? Parce que bëgg na am nit à tout prix bëgg na nit ñi ànd ak moom à tout prix mu pare wax loolu gars yi tàmbali di saaga Baba Aïdara partout. mooy ñëw fii taxaw naan yéen day xeexal sénégalais yi quoi toog fële ca Amérique ca divan boobu di régler ay business am di régler pour ak 100 000 abonnement am yooyu ci Facebook am yéen ñi nga xam ne dama leen koy rappeler demoon ngeen def fa like ba ngeen def ko ca aimer page boobu dem leen ngeen dindi ko 100 000 yooyu du fa mën a àgg mais dindi leen ko mu gën a wàcc waaw te xam ne ñun trigam yooyu yëpp muy taxaw dañ ko découvrir am business am life am xam ko sama gars yi dem nañ ba këram photo ay oto yu fa nekk photo kër gi won ko ne ñëw on te connaît. man sama jëkkër moo fay pour que samay données golo du ko jot golo yi li ñu def Assane Diouf dañoo foog ne man da ngay dugg biir système américain yi rek dugal Françoise Hélène Gueye daal di xam loo xam non man du ma nit ku ñuy gëstu comme ça nga jot samay biir sama jëkkër dafay fay extra pour que doo leen ma mën a gëstu parce que xam na ci lan laa nekk te doo leen may loolu. parce que mu ngi fay une bande de malfrats fii Amérique ñu ñuy salir di ñu fenal te di ma won ni que xam nañu fan laa dëkk di ma won ne xam nañu ban oto laay dawal kon loolu c'est une responsabilité boo xam ni ma bëgg ngeen jàpp ko. moom xam na bu baax ne ñi ay secret yoo xam ne mooy ñëw na di menacer mais sa menace yooyu fen xeexal sàcc seytaane doomu iblis loolu ñii ci gannaawam toog seen divan ba mel na xamuñu dara te pourtant 2 minutes avant day déggante ak moom téléphone ñu concorde lépp ba mu taxaw mu ñëw mel na ko ci xamul dara ndeysaan. liste terroriste. loolu rek lañ ma doon laaj affaire ban jàkka nga bàyyi Assane ku si nekkee ngi wax Assane dafa amoon caisse immigration amoon benn déportation bu pending. non est-ce que non attends loolu attends Abdallah non parce que là tu vas donner parce que loolu gëwma ko gëwma ni c'est stratégique d'en parler de dire que y avait un case. non même bu amutoon case parce que man. mais est-ce que vérifier nga loolu.
da nga may poser question ma àggale. waaw non dama lay laaj fan nga jëlee information yooyu que Assane dafa amoon case bu pending. yow xam nga j'ai parlé à Assane directement xam nga ko right. ba bàyyi Assane ku si nekkee ngi wax Assane dafa amoon caisse immigration amoon benn déportation bu pending. non est-ce que non attends loolu attends Abdallah non parce que là tu vas donner parce que loolu gëwma ko gëwma ni c'est stratégique d'en parler de dire que y avait un case. non même bu amutoon case parce que man. mais est-ce que vérifier nga loolu. Hélène da nga may poser question ma àggale. waaw non dama lay laaj fan nga jëlee information yooyu que Assane dafa amoon case bu pending. yow xam nga j'ai parlé à Assane directement xam nga ko right. yow kañ nga wax. yow kañ ngeen wax. Assane wax naa ak moom barki démb avant problème bi di am xam nga wala te bu boobu am na lu ñu wax marak boobu. mais wax na du nekk loo xam ne dafa ko wax ci public bi mais dama bàyyi ma eggali ma eggali li fi ma jëm. non dama bu nekkoon keesam boobu la. ñoom bu nekkoon dañuy yàqal Assane ñoom may nañ Assane faveur may nañ Assane possibilité léppam taxaw may nañ ko possibilité mu am protection États-Unis actuellement may nañ Assane possibilité mu mën a génn fi mu nekk ñëw jàkkaarloo état Sénégal di waxanteeg ñoom di jëfanteeg ñoom. Sénégalais yi fenkat rek lay doon xool leen kanamu François Hélène Gueye bi xool leen muy jéem a dagg waxu nit ki ngeen xool si kanamam nii xool leen manière xool leen comment elle est inconfortable xool leen nan lay jéemee dagg waxu nit ki xool leen question yi mu koy poser pour mu mën a dagg aleeru nit ki pour nit ki bañ a wax ji Abdallah li muy wax nii looloo am mais jàpp leen ni Abdallah ak François Hélène Gueye dañoo waxtaan balaa moom muy dugg live François Hélène Gueye. léegi xam nga lu tax ma sëñ bi ma la yow xam nga nu mu demee parce que maag yow ba may laata dugg live wax nañu. François Hélène Gueye la majeure partie de ñiy dugg si live am da leen di woo ba pare dañuy waxtaan ba pare balaa ñoom ñuy dugg François Hélène Gueye xam na bu baax que ni Assane Diouf dafa amoon cas bu yàgg kaayu immigration maanaam waa immigration dañoo yónnee lettre Assane Diouf benn lettre bu tudd Bags and Baggages maanaam lettre bi lu muy wax mooy ni jëlal say bagage nga dem ñibbi wala d'ici 90 jours ñu jël si la waa USCIS dañ lay may benn délai 90 jours bu 90 jours yooyu passé xamal ni à tout moment waa ICE mooy agent immigration yi dañuy lay ñëw takk yóbbu. No, I was waiting for you. I've been waiting. It's not, ma ne ko you work for ICE. Ma ne ko maa ngi nen Issa Sane xam nga mu daal di génne enveloppe bi wan ma sama photo ma ne ko man maa ngi la doon xaar moom ci boppam sax dafa jaaxle. léegi nag cas boobu moom la Abdallah bii di wax dafa amoon case pending moom mooy ni Assane Diouf kaawam mi ngi woon en cours te François Hélène Gueye Assane Diouf wax na ko ba mu duggee prison François Hélène Gueye modifié histoire bi ne ko bul wax ni immigration lañ la téye da ngay wax ni que pour terrorisme la. bu soppeeku ba ñëwee téye ma Amérique. bu soobee yàlla li ñu yow laa njëkk a woo téléphone. yàlla nañu yàlla lafal cat yàlla nañu yàlla lafal cat lay wax parce que cat moo sew. ma ne te gaaw ñuy wax naan dimbaliwuloo ma keroog bañ ma téye Amérique. voilà Malick laa woo bi ma coupé ak Malick dama la woo nga ne ma Assane lan ma ne nga ne ma maa ngi nii xaw ma dama doon préparé lan mais damay dugg live léegi. noonu laa toogee ci saa si solo. waaw daw ma def danga toog laa. voilà xam nga ma expliqué la ni détails yi demee nga ne ma carrément xam nga li ma la wax xam nga waxal lii ak lii ak lii. yaa ngi ci biir dugg nga. waaw maa ngi nii dugg mu ngi dugg na. waaw chers amis. commencé dugg rek nga wax ak man moom. waaw maa ngi xaar gars yu dugg. donc nous sommes en direct avec Assane mu ngi ci loco immigration léegi maa ngi leen di passe Assane. li xew daal lenn la man def naa Amérique def naa fi 16 ans. moom musuma am ak immigration problème ñaari yoon yi ma am ak immigration problème yëpp dañ may boole bu njëkk bi sama jabar la bii ambassade Sénégal la ñoom ñoo ma boole. accusé sax Babacar Diagne mais man du ma egg foofu parce que xamuñu. mais moom mooy responsable ambassade bi donc moom la ñuy accusé. defal naa may ma Hélène laay jëlee moom boo bëggee man ma bàyyi la ngay gële mais dama lay wax samay point mooy ñëpp
ngi naan Babacar Diagne xamuñu parce que ambassade nit mën na fa jël téléphone woote waa APR ña nga fa am pagaay mais ñi ko man am na ku ma wax ni Makane la am na ku ma wax ni Makane la yow dafa am lu ngeen may wax leen ma man ban dégâts laa def Amérique. yow Assane am na benn waay bu nekkoon ci ambassade yi fan yii yëpp dafa la doon woo di la menacer loolu jotuma koo wax suñu followers yi leeral ko. bàyyi politique ak conférence bi dégg nga li ma la wax. maintenant ñoom ci seen biir xeex boobu. ñoom non seulement ñu ngi koy créer ay opportunités. mais en même temps aussi ñoom ñu ngi créer seen bopp c'est un problème parce que li ma dégg su dee dañ ko accuser de terrorisme. ok on est effectivement. dañ ko accuser de terrorisme. moom man su ma doon moom ak ay avocat am ce qu'on va faire mooy dañuy def benn FOI request mooy freedom of information request. mooy lan am na une loi boo xamante ne aux États-Unis yow loo bëgg a xam ci gouvernement bi da ngay def une demande ñu wax la par exemple kan moo ko dénoncé exactement. ak nan la ko dénoncé ak yan papier la ko dénoncé comprendre nga li ma la. soo defee loolu mën na jël temps mais sooner or later yow di nga jot toutes ces informations là. waaw dinaa leen ki nga xamante ne moom moo la dénoncé yow mën nga ko attaquer en justice. effectivement. man Amérique yàgg naa fi. néew ma damay dagg bopp kenn néew ma damay dóor kenn balu fetal. que benn état jël ressortissant jël ko flag ko comme terroriste fen violé moom ci boppam ay loi wu États-Unis parce que fen ak à des autorités je pense que mën na leen indil ñoom ay problème. Sénégalais ko tijji benn parenthèse fii aux États-Unis bu fekkee nit daf laa boole pour une fausse accusation de terrorisme su boobaa bu FBI découvrir ni que ki ñu tuumal du si dara FBI day dem jëli ji ki woote te ki woote day dem tëdd ji en prison au minimum pendant 7 ans de 7 à 20 ans loolooy temps wu prison bi nga war a mën a tëdd man nag li may wax créé wu ma ko mi ngi nii de 1 sama rak agent FBI la de 2 site yu may dem ay sites yu xamante ne yéen ñëpp mën ngeen fa dem jëli ji information yi may wane de 3 sites yi may dugg yëpp ay situ gouvernement la du ay situ cama-cama mais sites yi xamante ne day jeexee par .gov moom mooy situ gouvernement donc dès à présent xam leen ni kenn mosul woote di boole Assane Diouf pour des histoires liées au terrorisme. Françoise Hélène Gueye nit boo koy fenloo xamal bu baax li nga koy fenloo sénégalais yëpp duñu ay nulaat. yéen a ngi dee waaye xamulee li ngay dee lu moom. billaahi yéen a ngi dee lu bon. Mbay Konetu ak Badu ñoo lal dil wa. ku bëgg gëm gëmal ku bëggul gëm mën nga créer lu leen neex mais lii mooy dëgg bi li ñu leen raconté yëpp depuis le début ay fen la histoire terrorisme bi benn nit moo ko créé Françoise Hélène Gueye moom mooy nit ki gën a dangereux ci Sénégal Assane Diouf triant la mais Françoise Hélène Gueye manipulatrice la li Assane Diouf nekkee tey yëpp moom moo ko teg parce que Assane Diouf problème mu kayit la amoon. bàyyi Assane ku si nekkee ngi wax Assane dafa amoon caisse immigration amoon benn déportation bu pending. ba muy def live dafa fekk ni mu utiliser option yëpp mais problème Assane Diouf mënuñu ko woon régler parce que Assane Diouf dafa dugg si dëkk bi ak ay kayitu frère am kooku américain dañ ko considéré comme fraude une entrée illégale. ne ma naka ngay wax ne moom nga duggee Amérique ma ne ko sama passeport rek laa fi dugg mu reetaan ne ma booy yow tamit kenn du la ci may kayit. ci dëkk bi dafa am yu ñuy woowee ay délits fédéraux ci waxam daf ko def. Pour arriver aux États-Unis, il a usurpé l'identité de son frère qui lui a prêté son passeport. Je vais commencer depuis le début parce que defe naa ci la nit ñi di mën a comprendre ah. mbir yi fi mu commencé mooy moment bi nga xam ne Assane Diouf mu ngi woon fii aux États-Unis déjà. di wax di live di saaga. képp ku xool Assane Diouf avant muy jokkoo ak Hélène Françoise ak Assane Diouf après ba mu xamee Hélène Françoise c'est deux choses différentes. te li ngay wax muy dëgg tamit frère Zahmet sénégalais yi li Zahmet wax nii
mooy dëgg. Assane Diouf ñu bëri si yéen xamoo leen le vrai Assane Diouf. Assane Diouf bu njëkk bi. ok Assane Diouf triant la woon. Assane Diouf daawoon na fen. wante Assane Diouf daawul woon saaga. Assane Diouf c'était juste un petit triant. petit ou grand triant ni ñu ko mën a waxee. Assane Diouf ah. 1 mois avant muy xamante François Hélène Gueye kii moo doon Assane Diouf. demal woo leen fuck astafurlah rus naa ñi may seetaan Amérique nga wax ak ñoom demal xool ñi nga xamante ne seeni ndey duñu ay soxna nga saaga leen mais man sama yaay dabaloo sama yaay loolu la sant. fa la saaga yi nag commencé sans s'arrêter parce que loolu boo leen xoolee Assane Diouf ñi mu doon saaga ñëpp duñu ay baaro la ay nit yu xamante ne ñu ngi si kaw ñooñu la doon saaga pour que ñooñu mën a wuyu pour que dossier wam changé pour que mu demander un asile politique jour bi ko agent immigration yi ñëwee jàpp moom mooy waa ICE mu woo Malika pare si Malika woo François Hélène Gueye. bu soppeeku ba ñëwee téema Amérique. bu soobee yàlla li ñu yow laa njëkk a woo téléphone. yàlla nañu yàlla lafal cat lay wax parce que cat moo sew. ma ne te gaaw ñuy wax naan dimbaliwuloo ma keroog bañ ma téye Amérique. voilà Malick laa woo bi ma coupé ak Malick dama la woo nga ne ma Assane lan ma ne nga ne ma maa ngi nii xaw ma dama doon préparé lan mais damay dugg live léegi. noonu laa toogee ci saa si solo. waaw daw ma def danga toog laa. voilà xam nga ma expliqué la ni détails yi demee nga ne ma carrément xam nga li ma la wax xam nga waxal lii ak lii ak lii. ba mu waxee loolu Françoise Hélène Gueye daf ko wax dëgg ji. Françoise Hélène Gueye utiliser rumeurs yi amoon à l'époque boo leen fàttalikuwee y avait déjà les rumeurs de Interpol ñu jóge si loolu Assane Diouf dem police su Federal City ñu démontré que loolu ay rumeurs ay fen la woon si ginnaaw loolu mu amoon rumeur terrorisme Françoise Hélène Gueye xel bu ñaw bi. loolu ñii ci gannaawam toog seen divan ba mel na xamuñu dara te pourtant 2 minutes avant day déggante ak moom téléphone ñu concorde lépp ba mu taxaw mu ñëw mel na ko ci xamul dara ndeysaan. Tyler, close the door please. yaa ngi ci biir dugg nga. waaw maa ngi nii dugg mu ngi dugg na waaw chers amis. commencé dugg rek nga wax ak man moom. waaw. boobu la utiliser mu jël affaire kayit mu utiliser ko def ko affaire politique. Françoise Hélène Gueye waxoon naa leen ngeen wax sénégalais yi dëgg li je vous avais donné assez de temps plus ngay fen plus may génnee say fen sénégalais yi xamuñu mais man li ma lay wax xam nga bu baax bu yabal nga tëj sa gémmiñ mën nga saaga ndey parce que saaga à distance ngay def bu ñu tasee maak yow doo saaga man du ma Macky Sall du ma Youssou Ndour doo ma gis doo ma sentir la preuve dala maak sama rak di surveiller kenn xamul kenn déggul mais puisque da ngay rey làmmi ma defal la vidéo bu ndaw yaa ngi fàttaliku bés bi ngay dem grocery store yaag sa doom nga sol yére bu vert jaune rouge sol benn short yaa ngi koy fàttaliku moo tax ma ne la nga wax sénégalais yi dëgg bi si histoire terrorisme bi wax leen li nga leen fen man duma la may dara nànk aw ma sa jot nag mënuma di def vidéo tous les jours mais bés bu ma amee sa jot di nga xamante ne lépp dëgg la yaa Françoise Hélène maa leen wax loolu léegi nag man li ma bëgg mooy ngeen delloo sénégalais yi seen xaalis yow personnellement yaa créé histoire bi yëpp Assane Diouf fi mu nekk tey yow yaa ko fa teg léegi nag sénégalais yi durant ces derniers jours lu bëri xew na fi Françoise Hélène Gueye ba ñu tuddee turu Woré Sarr le député Woré Sarr ñu tudd groupe WhatsApp yi mu nekk di jël ay xale di leen saagaloo. yaay fal pour que mu juste defal saaga ya nga ko yónnee saaga ya nga jox yow da nga saaga jox ko Assane Diagne mu jox ko Omar loolu saaga ya nga ko saaga moom la nekk di tontu fii n'est-ce pas yow dugalal saaga yooyu comme ça ñiy liir dégg say saaga dégg saaga Omar Ndiaye moo gën a juste that's unfair parce que bu fekkee ne da ngay wane yow ay saagaam rek wane woo say yos day xaw a injuste. après mag ma woowee Hélène nga ne ma affaire wu moytu leen parce que Selbé Ngom mën na am preuve tout ça. naafiq la def barki yonent bi ki dafa naafiq yéen da ngeen xamul ndaw si de kii dafa dangereux bu ngeen ko gisee mi ngi rajaxe groupe WhatsApp yi. sénégalais yi Françoise Hélène Gueye lan la nekkee si réseaux sociaux yi. Françoise Hélène Gueye moom moo transformé Assane Diouf en saagakat mu jugee si loolu gis ngeen Modou Galsen yemul si loolu Françoise Hélène Gueye daa créé ay groupe WhatsApp yu bëri. WhatsApp yi boo gisee problème am ci pour mu ma expliquer ci lu ci leer maanaam jamono bi ñu ko téye États-Unis Françoise moom moo ubbi ay WhatsApp ne pour ngeen xamante ci
ñu nekk si Europe bi ñu yónnee nañ 500 euros ñu yónnee nañ 40 euros ñu yónnee 1000 euros ba ñu yónnee xaalis bu bari ci ñoom Thierno Ndiaye boobu noonu bon xamuñu ci lu leer ñu xëy ubbi ay WhatsApp bi ñu ubbee WhatsApp yi nag ci la coow li commencé parce que moom après bi mu demee Sénégal bon am na ay gel yu muy jël ci suuf di waxanteeg ñoom mais am na ay gel yu nekk France tamit ñoo xam ne ñoom ñoo ko fa nekkal parce que WhatsApp yi presque mën na 10 mais man ci yëpp laa bokk. groupe yi maa ko créé tàgguwuma ci Assane dama foogoon ni damay defal sénégalais yi loo xam dina leen permettre ñuy échanger xawma Zeyna c'est une Mauritanienne ok premièrement man du moom moo tax ma ubbi groupe yi man sénégalais yi moo tax ma ubbi groupe yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi door a dugg parce que dama am benn cas bi nii cas bi ki ngeen dugal nii kii de ba ma àndeek Assane Diouf la ma bañ. bro wax nga dëgg de billaay da ngay jege gis bu dugal benn photo nag kii dama leen bloqué ko sama noonu la damay xeex dama leen bloqué ko mel ne daal François moom bëri su ma xalaatee ay ree looy def quoi benn instant mel ne ay élevage la ngi téye woon quoi benn instant naan kooku sama noonu la génn leen ko waaye non François la doom nag kooku nar a wax dëgg de fi mu gaaw naa génn gars yi tàmbali kaa saaga gars yi naan dama leen bloqué ko François vrai doomi daal la. commencé dugg génn lu ne mu dugg ci ba sama benn penc bu ñu organiser woon pour coordonner le travail mu jël ko génne sénateur parce que sénateur moo fa nekkoon ak moom ak beneen PMH d'ailleurs ñu daal di jël pirater groupe bi génne sénateur nekk ci groupe bi di yaataa yumbe ñu naan déet ne waay ma woo keneen ki yaakaar ni moom mu dafa nite wax ak moom la ma wax ak moom yëpp mu dem oo sama pire ennemi mooy Sadia dem jox ko pour que Sat yàq sama der amul lu mu mën a yàqi sama der ba ay waaw Hélène dafa jaar ci kenn naan ko waaw waxal diw mu jox ma sama groupe bi parce que groupe bi maa ko créé you know vrai connasse vrai connasse cagatu Sénégal ba perdre dem Maroc di fa cagatu ana Chakour ki lijjanti leen ay mbiram waay mami mais grand Omar wax ci dañ ko tuddee Françoise problème $15,000 yi la bëgg mu nul moo tax képp ki nga xam ne moom xam na ni xam nga ci dara day yéene booy jox la seen numéro ci suuf booy dugal groupe xorom di la fa saaga guddeeg bëccëg les gens ont très tardivement compris son jeu mais fi mu ne lépp mi ngi leer mais na wax ci $15,000 yi mi ngi déglu audio na ko wax ci $15,000 yi affaire waaye ñii dañ lay merloo sax. non femme bi vrai doomeeram la mooy borom photo boobu noonu photo bi Aboubacar dugal. wax ni ko Assane Ndiaye dafa jël Omar di ko génnee ki dugalaat saa yu ko xoolee mu neex ko mu génnee ko saa yu ko de temps ma wax ci mu delloo ko bu toogee ba xolam sedd mu génneewaat ko loolu tax waxoo ko lan moo indi maire bi lan moo indi xuloo Assane Diagne ak Omar do ay génne yu mu koy génnee di ko dugal ak di ko génnee di ko xañ participation ci groupe bi mu mel ni moom groupe bi lii c'est un mouvement groupe bi ñu si créé bu ne du propriété privée groupe bi buñ ko créé moom bu fekkee da ko créé au nom du mouvement moomu ko moom dafa dem di ko génnee saa yu ko neexee dugal ko saa yu ko neexee génnee ko mel ni moom moo ko moom alors que le nom Omar Ndiaye pourtant moo ko créé. Sénégalais yi képp ku bëggul dégg wax ju ñaaw tabal vidéo bi ba 1h 2 minutes 35 secondes lu dooree fii dinañ leen won li Françoise Hélène Gueye di créer ci groupe yi. waaw Ousmane Norvège mon frère damay lay dalal sa xel dalal xelu képp koo xam ne day xalaat comme yow. xoolal ñun ak yow for life ak yaay doomu Assane barki Serigne Fallou. xoolal ñun ak yow forever for life ku la laal ñu toj cortu ndeyam dafa lu la neex yëngalal foo ko sentir rek dugal jëlal rek adduna bi rek nga dugal ko ci cortu ndey Macky Sall ak ku bañ Assane Diouf ñu toj cortu ndeyam yaa xadi maa ngi lay big up man maa ngi lay big up my sister ñoo far Sali Diop for life forever ñoo far salaam FBI dafa war a yëngu dafa jot FBI la ñu wax ñun prison de doomaraam la ñu wax ñun tribunal la ñu wax mais FBI na yëngu FBI dafa sedd instant bi FBI la Assane Diouf dafa laay tudd FBI tudd prison de doomaraam tribunal FBI dara dootul sedd fu mu nekk nii barke Sëñ Fallu ñëpp ñu bañ Assane Diouf di ay ungu nañ toj seen cot ndey tribunal la ñuy njëkk kattee seen ndey
ping pong leen prison ping leen tribunal bu kenn wax ne Ousmane tey lu ko jot dañ naan Ousmane day mandi waxoon naa ne dinaa mandi ci seen lëfal ndey Sali wax naa la ko Souleymane wax naa la ko Tafa Sarr wax naa la ko tey laay mandi ci seen dëjjaw ndey unku yi toj seen cott ndey dugg ci seen tuunu ndey one love. non nañ dem ba suba ak jàmm nañ bàyyi ba suba ak jàmm mu gën a amati rigueur boo ko defee nii demee day am rigueur day yëngu bu baax a baax bu subaa ñu jël heure xool kenn ñamal ko bu baax waaw mu ñam waaw bu leen neexee sax ñu njëkk ko fii defal may ko benn 10 minutes après génne ko dugal keneen safal ba mu saf tumaro demee war naa mën a tàng parce que suba war nañoo mën a am ñu fi dugal fii suba. Gibson nañ ko ñamal tuuti FBI nañ ko ñamal wan ko ñoo ko gën a doon wuyu ñoom lañ jaay wuyu du ñu ay wuyu ñu xorom jobbu ndeyam fi FBI après ñu tëddee ko coow du jib nga ñu kattal la fal ndeyam Gibson nañu kattal la fal ndey siiseloo ak doomam ñu ubbi seen saram ndey sa dëjjaw ndey doomu siiseloo sa tuunu baay sa dëjjaw ndey amoo leen fit yow da ngeen yor goon lu tax goon bi yéen Sénégal da ngeen koy génne ñëwul génne ko Europe génne ko Amérique ñu toj sa cortu ndey saa boo yeewoo sa tuunu ndey ak sa baay seen caapa yaay ram duñu masa songo parce que yow doomee raam nga man ngay jël samay photo di ko def internet di bind sama tur sama adresse sa dëjjaw ndey loolu man maa ko def Facebook du sa xam-xam man maa ubbi sama Facebook def sama adresse def sama tur def sama lépp munoo si man dëjjaw ndeyam ku dul yow munu ci man dëjjaw ndeyam. de la vérité bi ñu yàggee ya attaqué Hélène boobu man duggaguma ci bagage yi boobu man newuma ci affaire yi te bàyyil jàmbur mun na défendre boppam bàyyil sa waxu seytaane yi nga boo leen bàyyee saaga yi kattandeem yi yooyu dootul amati parce que amu leen yar moo tax quoi ngeen nekk di saaga rek man saaga yi sax daf ma soof léegi est-ce que comprendre nga li ma lay wax nii man bëggatuma bokk ci affaire saaga yu kattandeem yooyu waaw parce que yooyu moom defarul Sénégal dem leen Sénégal di saaga ndey doo jël sa avion nga dem taxaw palais saaga ndey Macky Sall buntu palais demal loolu def leen Sénégal toog biir Italie di kattandeem rëy làmmeñ non affaire bi du foofu Hélène mën na défendre boppam. ñu kat seen ndey ngeen yéen dinaa dëgg seen ndey yéen ñëpp ci internet bi dinaa dénoncer seen affaire u kattandey mi ngeen di def nii man ak yéen la ça va être la guerre xam lu ñu naan la guerre man ak yéen ça va être la guerre doomu xaraam yi ngeen doon dinaa kat seen ndey saa su ne bu dee góor ngeen bu ma kenn bloqué garder leen seen ligne dinaa ubbi seen lëfal ndey yéen ñëpp par benn man du ma ku ñuy dugal prison laaj leen Assane Diouf dinaa kat seen ndey yéen ñëpp doomu xaraam yi ngeen doon dinaa ubbi seen lëfal ndey fils de pute vous êtes que des bâtards enculés sale race de merde fils de pute doomu xaraam. maa ko wax da nga ñëw jël suñu dinaa dëgg sa ndey boo fi tegee sa tànk dama lay rendi. moo tax yow ku Macky Sall jàpp ngay défendre Macky Sall ak bëgg ñoo rey waaw gaa yaa ngi ñëw de gaa yaa ngi ñëw wàcc sa kaw de billaay gaa yaa ngi ñëw tey nga dee de billaay dootoo ko defat tey da nga koy baal ci sa digg lëfal ndey di saa su ne tey. nag saa dagga yow dinañ toj sa cott ndey bu baax da ngay ubbi sa dëjjaw ndey di nekk góor jigéen di neex làmmiñ di toj sa cott ndey di mar bun dinañ ubbi si juróom-ñaari dëjjaw ndey bu wér a wér. dañoo dem créer 10 groupes ki ma ko wax dama dugg ci groupe bi. groupe lan la. groupe bi groupe WhatsApp la ñoom ñu ngi ko tuddee tribunalu nangam ay saaga. groupe boobu dañ ko programmer muy lu garaaw parce que ñoom dañ ne 10 groupes la groupe bu nekk 10 personnes muy 10 groupes bu ne 31 personnes. non xam nga moom WhatsApp yi boo gisee problème am ci pour muy ma expliquer ci lu ci leer maanaam jamono bi ñu ko téye États-Unis Françoise moom moo ubbi ay WhatsApp ne pour ngeen xamante ci. ñu nekk si Europe bi ñu yónnee nañ 500 euros ñu yónnee nañ 40 euros ñu yónnee 1000 euros ba ñu yónnee xaalis bu bari ci ñoom Thierno Ndiaye boobu noonu bon xamuñu ci lu leer ñu xëy ubbi ay WhatsApp bi ñu ubbee WhatsApp yi nag ci la coow li commencé parce que moom après bi mu demee Sénégal bon am na ay gel yu muy jël ci suuf di waxante ak ñoom mais am na ay gel yu nekk France tamit ñoo xam ne ñoom ñoo ko fa nekkal parce que WhatsApp yi presque mën na 10 mais man ci yëpp laa bokk. muy 310 personnes ñu programmé. mboolem Sénégal ak ci àddina bi ay numéro téléphone yu ci nekk ñu jël numéro yooyu di woo ay nit yoo xam ne ay sëriñ lañ laa ay sëriñ ci Sénégal yoo xam ne dañoo wax lu baax Macky Sall ñu leen di saaga ay politiciens yu ko wax ñu saaga leen ay journalistes yu critiqué Ablaye Wade wala Karim Wade ñu saaga la man def nañ ma ko groupe baa ngi nii wax ju leer laa leen wax joo xam ne dara du ko dindi. biñ ko defee mu ñu saaga ma kenn ci ñoom
mu ñu wax ba sonn dugub tontuuma kenn ci moom ñoom moo ma woo ne ma Abdoulaye ma ne ko way mu ne man xamoo ma xaw ma la boobu maa ngi ci biir hémicycle bi ma ne ko way mu ne ma man li tax ma di la woo tey dama bëgg xam ne groupe baa ngi ne yow ci groupe bi nga bokk. déedéet ñoom ñoo ma ci dugal. salaamaaleykum yéen waa groupe bi maa ngi leen di ziar ni ngeen def ak coono yi mbaa yéen a ngi am jàmm ah bu fekkente ne mës naa am lu ma naqari tey laa ko gën a am ndax maanaam ku yëgut tiinul fekke woo ñu taxaw waxal la boo dee jullit di nit dafa metti dama naqari der yéen ñi nekk ci groupe bi nag di ma daggal ay saagay ndey mënuma leen a jot de waaye tooñ ngeen ma ci kanamu yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Cheikhul Khadim. après mag ma woowee Hélène nga ne ma affaire wu moytu leen parce que Selbé Ngom mën na am preuve tout ça. déglu leen bu baax nee na pour Selbé bañ a am preuve Françoise Hélène Gueye preuve yi man maa koy taajal si dégg naaj bu tàng jëpp au Sénégalais. Elle a tout fait pour que sunu vidéo yi bañ a génn preuve yaa ngi nii. normalement du ma dugg am na équipe yu toppatoo fen yooyu. salaamaaleykum waa prison maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci kaw ba ci suuf li ma leen bëggoon wax mooy vidéo bi Moustapha dugal please yéen ñëpp jóg leen ngeen bés j'aime pas mooy I don't like it loxo bi nekk ci suuf dafa am loxo bi nekk ci kaw am loxo bi nekk ci suuf bés leen ko ndax vidéo bi bañ a dem fu mu nekk nii 35 la vidéo bi 35 la léegi le temps que yéen ngeen yi bés di bés vidéo bi dootul demati please jóg leen fu mu nekk nii moom avant laaluñu woon mais fu mu nekk nii nag dañu commencé laal yéen ñëpp moom na ngeen manko yéen ñëpp ngeen dem ci vidéo bi xeex nag il faut du question ay kii rek mais dañuy demandoo ci vidéo bi waaw saa yuñ dugalee vidéo ñu dem yàq vidéo yi loolu tamit lu ci am importance la please dem leen ci vidéo bi def j'aime pas mooy loxo bu wàcc ci suuf bi please gars yu jóg leen nag xeex dafa jot. asalaamaaleykum waa FBI maa ngi leen di ziar maa leen bëggee mais xoolal vidéo bi mi ngi nii duma koo dugal FBI laa ko dugal ak prison ak tribunal léegi yéen vidéo yi bi ngeen ko cliquer mooy loxo bi jëm suuf da ngeen koy cliquer ba ngeen ko cliquer mooy j'aime pas loxo bi def ni jëm suuf benn moom ngeen ni bës bi ngeen ko bësee mooy j'aime pas léegi na ñëpp bind bës j'aime pas. mooy j'aime pas léegi na ñëpp bind bés j'aime pas su ko defee vidéo bi du dem quoi vidéo bi du dem dañ koy mu ci amee 30 personnes wala 40 personnes rek c'est fini léegi na ñëpp bind j'aime pas yomb na da ngay cliquer rek mooy fi loxo bi jëm suuf moom koy bës rek j'aime pas ñaari loxo la benn bi mooy j'aime benn bi mooy j'aime pas. waaw sama papa waaw lii laa doon wax gars yi de yaa ngi si jàmm laa doon wax gars yi de bu ñu amee sax ku toog seen wet daal am nekk ci YouTube bi na dugg ci YouTube bi bés. man bu ma demee sama kër sax sama doom yi naa leen dem ne leen bés leen YouTube. waaw si ça maa fi waaw mais foofu la de comme Tafa sànq déggante na mun a gars yi bu ñu amee 42 personnes rek après vidéo bi gars yi day effacé wu quoi si loolu mooy gën quoi ok nekkal si jàmm gars yi jaajëf ñaari doomaraam lañ quoi. maaleykum waa FBI yi li ñëpp maa ngi ziar yaa xadi yaa Tafa Sané waxaat yéen kan moo leen ne j'aime pas bi day taxaw YouTube wàcc vidéo bi. j'aime pas bi taxul YouTube wàcc vidéo yi de da leen di reporter vidéo bi report j'aime pas means you don't like it but that doesn't mean nothing they are not gonna get rid of it donc ko dindi de duñu dindi vidéo bi de waaye ñaata musique vidéo naa gis fi ñu def ay 500 waaye yow ay 500,000 j'aime pas astafurlah sax ay 500 j'aime pas ay 5,000 si j'aime pas te YouTube dañuy wàcce vidéo bi soo bëggee ñu wàcce vidéo bi ñun ñëpp dañ koy report mooy wàcce vidéo bi mais pas j'aime pas boobu loxo boobu bu leen ko laal loxo boobu ça veut pas dire rien su leen bëggee ñu wàcce vidéo bi dañ koy reporter ñun ñëpp xam nga dafa leen vidéo wala ni ñuy reporter compte bi xaaral rek ma yow waaw j'aime pas bi moom du dara kan moo leen ni su ñu amee 40 j'aime pas waaye yéen
muy Facebook muy YouTube muy fépp fu am Sénégal de la vérité muy laajte ay droit d'auteur YouTube mu dem Facebook di ñu reporter donc sénégalais yi bu dee dafa yaakaar ni que dëgg ji nii lañ koy nëbbee kon doon na loxoom si ëpp ndax dëgg bi lii du ko taxa bañ a feeñ d'autant plus yéen ñi am numéro WhatsApp dinañ leen envoyer vidéo yépp par WhatsApp am na benn chaîne YouTube maanaam chaîne YouTube bu russe bi foofu amul réclamer vidéo amul dindi vidéo mi ngi nii lien bee ngi nii page baa ngi nii donc vous êtes tous conviés fépp foo leen bëggee dëgg yi dinañ leen ko envoyer et vous avez notre autorisation pour jël suñuy enquête et partager ko wala sax ngeen télécharger ko dugal ko seen page vous avez notre autorisation. dama ko ci yàq lu ne xeme Hélène dama wane ne sàcc la Hélène dama wane ne tankat la da nga tiit baadoola nga loolu baadoolu moo koy def tey dafa obligé xam ne man Mister Shake danger laa ci moom mu ne YouTube na tëj sama chaîne Françoise Hélène Gaye dafa dem YouTube wan leen ñaari vidéo yoo xam ne dama ko def ci moom wane ay kàccam wane penam léegi mu ne YouTube nañu dindi ñaari vidéo yooyu. Sénégalais yi boo leen gisee li tax ñun Sénégal de la vérité ñu focaliser woon sur le dossier Françoise Hélène Gaye et Assane Diouf c'était juste pour vous montrer comment une partie de nos compatriotes sont tellement naïfs seen xel du naaj et ils sont plus que manipulables bu dee une politicienne déguisée. boo leen nekkee ci espace yi di ngeen gis le niveau d'abrutissement de ce peuple-là ils savent même pas ce que c'est la politique. Chaque jour, on me reproche d'être politicien, alors que je dis que je suis activiste. J'ai toujours dit que je suis pas activiste d'ailleurs. léegi Khadim lan mooy politicien yéen est-ce que xam ngeen luy politicien mais Assane Diouf lii muy def nii mais c'est que gars yi vous avez une confusion par rapport à ce que c'est la politique lan mooy politique lan mooy politicien lan mooy activiste mais yéen xamul leen parce que lii Assane Diouf di def politique la. man lii may def politique la. bu dee une politicienne déguisée bi nga xamante ne l'état du Sénégal moo ko fayal jëlee ko Sénégal yóbbu ko Allemagne pour mu jàng un 3e cycle de professeur d'EPS gouvernement Abdoulaye Wade di ko fay tous les mois na ko weddi lii mooy numéro matriculum ñu koy fay tous les mois pendant des années c'est cette même politicienne bu créé benn groupe bu tudd RNS ne day xeex Abdoulaye Wade teg fi Macky Sall. groupe bi bokk na ci li fi jëlee Abdoulaye Wade premier li fi jëlee Abdoulaye Wade ci réseaux sociaux yi groupe bi ci la bokk te nag ma rëccu ko lool te maa ko liggéey man Gaye maa ko liggéey ak sama yeneen xarit. mu jógee si loolu li mu doon wut maanaam li Souleymane Jules Diop def amu ko mu retourné nag di xeex le président actuel su dee une politicienne déguisée noonu plus un vendeur à la sauvette ñoom ñoo fen tout un pays et manipuler des Sénégalais sur une fausse histoire de terrorisme alors imaginez leen ce que les vrais politiciens mën def politiciens yu xamante ne ñoom kàcc dañ ko def un art du métier ñun Sénégal de la vérité sunu mission mooy ñeen ubbi seen xel ubbi seen bët bu leen gëm kenn tant que vérifier woo leen information yi ñu leen di jox et juste pour vous montrer que ni politicienne bii ñu tuddee Françoise Hélène Gaye moo gën a ñuul si politicienne yi yàlla teg si àdduna yëpp la preuve dañu ko dugal si propre piège moom moo dem YouTube di fen pour que YouTube dindi ay vidéo yu xamante ne ñun dañ ko def si ay fenam man xam nga maa ngi nii xappi sëyuma de waaye kon bii waaye kii moo nag neex deret jënd ñaari bàgg jamaa takkal ma ko te takkuma ñaari bàgg jamaa de laa la wax de tegle ko doublé nga jox ko jigéen joo xam ne takkoo ko nga jël sa assurance vie jox ko jigéen joo xam ne takkoo ko waaye xanaa kon ñëpp nañ ma laaj adresse ma wutal leen ñu mel ni li du neex tase góor yi salaamaaleykum mu ne la jamaa ngi maaleykum salaam mu ne la kayitu kër a ngi nii kan mooy mel kër bu am ni bu mel nii après nga ni amoo elle n'a rien defe naa ni su may wut lu may am est-ce que Sénégal mun naa am Sénégal li day li ma am fii ça c'est ma propriété. Sénégalais yi man moomuma internet bi damaa dem si 10 sites yu bokkul te ñoom ñëpp seen résultat c'est la même chose xanaa Françoise Hélène Gaye xaar ma jàppale la si bii da ngay ne xanaa bii pas que Eric Faye bi ngay def vidéo bii si la may kayitu kër gi ay waay ndeysaan fen du métier 5 ans
nag yaay indi problème Dior musul indi problème parce que yow yaa ngi bàyyi benn audio baa ngeeg man ngay wax ne xam nga Assane maa ko jox numéro Dior man musuma la laaj numéro Dior man Dior bi ma koy woo ci Facebook bi laa ko woo Hélène musuma la laaj numéro Dior musuloo ma jox numéro Dior yónnee ma foo bindee numéro Dior lii ak lii maa ko yónnee Assane yónnee ma ko xam nga li ma la yaa ngi wax man Assane maa koy wax lii maa koy wax lële yaa ngi dégg ak lu mu mënti doon xam nga mën naa am ay information ci yow ak keneen mais yàlla bindul ku may wax lu may def du sama yaay du keneen parce que bu fekkoon ne nit moo may wax lu may def sama yaay mooy doon première. ma expliqué la li détails yi demee nga ne ma carrément xam nga li ma la wax xam nga waxal lii ak lii ak lii. boo amee problème Pape Fall am problème ak Dior am problème ak xam nga madame Maïga am problème ak la baronne xam nga ba pare ne dañuy def lii dañuy wax lii ci kaw ba pare wax lii ci suuf non gëwuma loolu my sister parce que yow benn nit nga te juróomi nit la ñu xam nga li ma la bu juróomi nit lañu foofu yow yaa fay sikk fii du bi ngay jàngale te yow chaque fois dama lay déglu da ngay ñëw rek na non xam nga on va faire ça non demewul noonu. asalaamaaleykum gars yi na ngeen def ça va man la Françoise Hélène Gaye démb yónnee woon naa ay coordonnées pour ñu yónnee fa xaalis pour Assane apparemment il y a eu des choses qui ont évolué sans qu'on m'avertisse. Il y a un compte Litchi pour ñuy wax ni na ngeen fa def xaalis pour jàppale Assane jusqu'à man joxewuma avalu loolu yëguma bañ koy def donc pour l'instant bu kenn yónnee xaalis ci compte que ce soit Litchi wala GoFundMe tant que lijjantiwuñu ko j'aime pas la pagaille te là vraiment les choses partent en couille il faut que les gens apprennent à avoir un peu de discipline on ne peut pas se réveiller créer un compte Litchi sans qu'on en parle et sans qu'on l'avalise et qu'on sache qui va gérer ce compte-là. Si nécessaire, ok, léegi vous arrêtez, je vais vous donner des coordonnées foo leen di yónnee xaalis bi. Pour l'instant, arrêtez ba ma wut ku wóor ku stable ñu jox ko instruction mu recevoir xaalis bi. sama gars yi man moom xam naa ni groupe bi daf koy tëj parce que dictateur la dilam yàqu na li mu doon bëgg pour moom gars yi mënu koo def ñoom chaque jour fan yëpp ñu ngi xool képp kuñ yaakaar ni yow da ngay contre wala li ngay wax day jaar si yoon rek dañ lay retirer ñoom ñoo xam lu tax ñu koy def waaye affaire doomu raam la yu ñuy def amul benn problème François moom mooy loolu bu fekk moom rek ngeen yaakaar moom du ngeen dem moom bi lay duy caaxaan kii mooy loolu kër fena politicien bu perte la bëggoon a politique si affaire retiré xam naa dafa bëgg a changer benn affaire fekkee xam naa dafa am lu mu jox jot mu wax na ko boog doomu raam dëgg la. ngool ñi ngay tudd ñëpp xam nga ay affaire xam nga xëccoo la xeex maa ngi leen di déglu dama déglu seen histoire yëpp xam nga déglu xuloo yi nekk ci biir yëpp ay Dior yow xam nga yéen ñëpp comprendre nga li ma la wax yéen ñëpp mais musuma ci dugal sama làmmiñ surtout yow nag surtout yow dama lay wax dëgg surtout yow parce que chaque fois dama lay wax ne la man maa la jàppal sama bopp xam nga nañu séq li ñu séq nañuy wax li ñuy wax mais chaque fois dafa am xeex booy xeex yow te man loolu intéressé wu ma Françoise Hélène Gaye dama la koy wax léegi quoi intéressé wu ma te dama dem ba fiil ne xam nga you know you don't give me enough respect quoi xam nga te affaire yi sànq rek nee naa la du politique bëgg Sénégal la. toogal de sos man li ma lay wax dëgg bu wér kéng la Idrissa Seck dalaa jox xaalis dalaa jënd te yeneen ak yeneen mbóot mi ngi fi nga jël xale yi ndaw yi di leen neexal xaalis ñii 5000 ñii 25000 xam na Sénégal dafa metti nga jënd jeunes yi salaire bu ñu la jox par weer nga jël xaaj bi coppati ko xale bu ne nga jox ko 2500 jënd leen crédit fu koy live rek dugg leen ruube saaga leen su may wax di leen wax wax ju rafet dugg ci groupe bu WhatsApp bi créé ko di ci dugal kilifa di leen saaga di leen wax ju ñaaw Hélène ame nga nit ñi yaak Assane ame ngeen nit ñi sonal ngeen ñu fatt ngeen ñu dafa ëpp kenn bëggatul live yow faramason bu bon nga Hélène faramason bu nganda nga dañ laa jënd Idrissa Seck dalaa jox xaalis bu doy sëkk man maa la ko wax te nee naa la preuve dinaa ko teg ci sa loxo yow su ma la waxee loolu gëm ma. am na ay ba pare am na ay soxna yu nekk Amérique tamit les François whatever xam nga di ubbi seen làmmiñ di wax ci politique gëmuñu politique barki sëñ Bamba man maa leen ko wax yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg Sénégal taxaw bu ngeen di wax
jël leen seeni vidéo ngeen wax seeni waxi bopp xam nga ñu boole xam-xam yi nga xamante ni dafa tolloo xam nga ñu boole leen mais man dama seetaan ay nit dama seetaan ay nit benn soxna bu nekk fii bu ñuy wax whatever François xawma lan muy wax mais moom ay waxam dafa dem ba moom ci boppam daa fenloo boppam parce que dama koo déglooti ko dem leen samay vidéo ngeen partager vidéo ngeen xool li ma ko partager moom mais li may wax rek dee leen déglu Sénégal dee leen déglu sénégalais yi tamit dee leen déglu sénégalais yi laa wax xam nga ndaw soosu xaw ma nu mu tudd François whatever boppam la fi nekkalu fi sénégalais yi de barki sëñ Bamba da ngeen koy déglu dee leen déglu jël leen vidéo yi commencement ba ak tey ngeen déglu ko fen rek ñoom ñëpp fen rek seen bopp rek di démontrer ay fenam un par un yaa ngeen di rappelé wu dossier contre l'État bi ñu defoon ci Assane Diouf ak yeneen fenam yu mu defoon ñu jël démonté ko benn par benn mu dem YouTube di fen que moom vidéo yi ñu contredire ko envoyé ko ak ay fenam une fausse adresse un faux nom Seynabou Ndiaye partagez leen ma nettali leen da ngeen di ree ba tëdd ci suuf ñu leer yi dafa YouTube dafa comme toutes les plateformes dafa am ay yoo xam ne droit d'auteur la tudd maa defal samay vidéo c'est mon droit d'auteur Françoise Hélène Gueye jàng daa baax ci nit balaa ngay wax loo xamul da ngay njëkk dem nga xool liñ ci wax on n'a pas besoin de ton autorisation pour utiliser une partie de tes faits lii loi aux États-Unis bu tudd Fair Use Act maanaam loi bi da lay autoriser nga jël des parties même bu fekkoon sa liggéey dañ ko copyright loi bi daf lay may autorisation pour que nga jël sa fen yi nga fen ñu commenter ko ñu use ko ñu critiquer ko wala ñu def ci ay commentaire wala ñu def ci parodie mi ngi nii loi bi ñun créé wuñu ko États-Unis dëkk loi la buñ la mayee loxo droite dañ lay may loxo gauche jàngoo jongoo xamuloo dañoo amul woon sa jot pour récupérer vidéo yi mais jàpp ni vidéo yi yëpp dañ koy ñëw récupérer dañoo amagul woon sa jot bi gën a yomb ci yow mooy nga bàyyi fen à 48 ans waroon nga seexlu ay fen nga toute ta vie 48 balais de fen et tant que yaa ngi fen on sera là pour wan Sénégalais yi que li ngay wax du dëgg duñu ci mës a sonn duñu la mës a bàyyi nga détourner sunu jeunesse ci sa ay fen ci sa ay manipulation ci sa biir vidéo ngay beew nga ne da nga am ay diamant sa première jëkkër sa première gain boobu nga nekkal États-Unis première fois da nga ko xam rek mu offrir la ñaar bague en diamant waxatuma ci beneen vidéo aussi ngay wane ne da nga am matériel ngay wane da nga am villa da nga am kër da nga am toujours dans le monde du matériel ma bëgg la xamal yow Françoise Hélène Gueye bu fekkee ne da nga jógee Sénégal mu jaral la nga dem jaay sa bopp ngir diamant ñaari diamant ñun man bokkuma ci famille boo xam ne dañuy jaay suñu bopp ngir alal ñun bu ñuy sëy du ñuy jaay suñu cot danga bu baax li ma la wax du ñu jaay suñu cot ndax or wala diamant wala leneen xam nga ñu ngi ci mujjug jamono loolu yëpp misaal la xam nga ñu ngi ci mujjug jamono yow yaa ngi toog ngay wanewu sa matériel yow yaa bokk ci li ñuy famille bi nga xam ne ñoo jaayoon seeni moroomu nawle noir ci lignée boobu yow nga bokk boo xamulee foo bokk moo wax la foo jógee ci lignée boobu nga bokk ñi nga xam ne ñoo nekkoon Sénégal di côtoyer ak colon yi di trahir di or seen yeneeni frère de sang noir yow ci lignée boobu nga bokk moo tax ça se voit aujourd'hui yaag sa Françoise yéen a ciy des waaye bis bu génnee dañ leen wax yéen fan ngeen juddoo yaa ak Françoise Hélène Gueye yéen laay waxal ak saagakat yooyu mu formé saagakat yi nee naa la ñoom ñëpp gars yi yëgu leen ko de mais ñoo ngi tourné di saaga maami Françoise Hélène Gueye ñoo xam ne ñoom ñoo àndoon te jeexagul dossier yi bu génnee daañu gën a saaga maamam na leer way lépp nit ki looy def rek booy ji di jëmal ji lu baax parce que boo jiwee lu baax rek xëy na lu baax fekk la ca waaye bis boo jiwee lu bon jëmale ko ci ay nit ñoo xamul lu seen ndey boote kooku yow yaa ngay créer sa bopp ok loolu nag yow Françoise
ñii àdduna le reste la xamaguñ ko de ñu bari ñoo ngi koy xam saaga yi la sa gaay yi wëlbati di saaga léegi xam nga ñoom waa Sénégal xamaguñ ko mais dana leer lépp ñun xam nañ lépp gis nañ lépp waaw sa saagakat yu bare gisatoo leen ci ay Facebook affaire yooyu seeni tànk dog ni ñu koy doge say tànk lañ koy dog parce que lu dëgg du yàgg dëgg neewoon naa la mooy jëkk te mooy mujj mosoo nekk ci dëgg nekkoo ci xëyoo ci gontoo ci fanaanoo ci moo tax sa destin c'est zéro. Sénégalais yi parti bi topp si lii dafa am ay wax yu ñaaw dafa am ay saaga képp ku bëggul dégg wax ju ñaaw tabal vidéo bi ba 1h29. yow François Hélène fii ak ba woo ndey tontu yow doo toj sa cottu ndey am jàmm yow François Hélène mënoon noppi ndayam yow ba nit ñi ñu def la ñuy def man la Modou Yacine bu la neex nga quitté ma ndey groupe yëpp man maa ko wax déglu naa audio yi yëgu ma woon lii waaye 400 nday waa yow nit ñi xamuñu la yow bu man su may dugg ci groupe yi Assane Diouf moo tax bu dul Assane Diouf man lijjantiwu ma la yow yaa ngi dégg waaye 400 nday bu la neex nga quitté ma ndey groupe yëpp man la Modou Yacine sa cottu ndey da nga moom ndey nit ñi ba dugg ci groupe bi di naan da nga am loo fi demandé wala lan moom woon nit ñi yow yaay kan nit ñi topp ñu la Assane Diouf lañ topp te bu Assane Diouf jàdda yoon dañuy wax ak moom Assane Diouf bu fi jàddoon yoon fii laay toll di ko xormal te du ci mën tus waaye may ñu waaye yow François Hélène yaa ñu moom wala yow lan yow nit ñi bu ñu dugg fii du yow de nit ñi amuñ ci yow soxla barke Serigne Bamba laa lay waatal ak yàlla bu moo fa nan groupe bi boo doon téeméer boo ko waajee 90 yi benn nga ci am ku lay supporté yow kenn bëggu la yow may ñu waa yow. doom ndey barke Serigne Bamba kii du sarab ndeyam du tuus ay duul rek la mën a def moom essayé pour il faut mu jéem duul pour génne si du sarab ndeyam essayé avance bu mu lekk moo ko diisloo moo ko tiitloo xorom yi ñuy xorom ndeyam moo ko ndey métti te mënu si cottu ndeyam ne xaaral ma jéem a tas ndey panel yi mais bu soobee yàlla panel yi du katta ndeyam a tas de. fii la ñuy def di trompe nit ñi di corrompre nit ñi di trompe nit ñi ba suba ñu xëy suba gis François biir palais ñu ne waa ki nan la duggee palais fekk dara dugaloo ko lu dul ay fenn ki kàcc ak ay boo jaxase waate mais da nga sonn sa bopp sincèrement parlé. dañoo ëpp ndey seytaane yow nit ñi la gën a xamadi dàq gën laa réew ba pare gën laa tàng sayin gars yi dañoo tàng sayin bu meree de seen kanam day saxaar tubaab bi sax ñemewuñu mais ne fi di ñu demandé bu ñu fonto waaye yow da ñëw moom wala lan bu la neexee boo xëyee quitté ma nday groupe yëpp boo dégloo sama audio maa ko wax. ok man moom ànd naa ci loolu su ma waxee Assane moo ne nañ ko tas kon dañ ko war a tas ci côté Assane kàddoom boobu noonu nañ ko may nañ ko jox parce que moom ba ñuy xeex dañoo yaakaar ni ci dëgg la nekk te et puis dëgg googu noonu ñun ñëpp ci lañ nekk comme que moom dafa dem ba gis dëggam moom moo ko bëgg a féetewoo na ko féetewoo ñun ñu féetewoo leneen waaw ndax Sénégal yaatu na. ku nekk am nga foo mën a xeexee sa xeexu bopp voilà donc bu ñu xëyee suba ñu changé man tur bi laa bëgg ñu jëlee ko fi sax ñu dindi fi tur bi bu fekkee sax jar na ko sax ñu bàyyi ko groupe am ñu créé leneen loo xamante ne que ñëppay dem fekkante foofu tey jii créé groupe yomb na yaa di créé groupe yomb na ndax fii moom dam lay wax rek bu fekkee dugg nga fi dégg sama kàddu gi François na nga xam ne li nga def nii li ngay mujjee def di xeex di ay nit ñoo xamante ne que ne xamoo leen li nga def nii bi yóbboo na nga bàyyi sax di def live bi yóbboo na nga bàyyi sax di créer ay WhatsApp ak yooyu ndaxte yow dootuñu la mayeti dara ndax yow say pexe am na leneen li ne ci suufam mais du créer WhatsApp rek ndir Sénégal waaw say pexe am na leneen lu ne ci suufam mais du créer WhatsApp rek pour xeex Sénégal non am na leneen loolu nag bu fekkee li Souleymane Jules Diop def ba réussir ko yow moom bu fekkee moom nga bëgg a def yaa ngi nax sa bopp du nii lañ koy réussir waaw feeñe nga sa bopp balaa booba voilà ñun politique dañ ko xam comme yoon ni nga ko xamee noo jàng am na ñoo xamante ne ñu ngi fii toog xam li nga xam waaw. dama doon tontu Sakho parce que daf may wax ni mu waxee laa tontoo groupe yi maa ko créé tàgguwuma ci Assane dama foogoon ni damay defal Sénégalais yi loo xam dina leen permettre ñuy échanger xaw ma Zeyna c'est une Mauritanienne ok premièrement man du moom moo tax ma ubbi groupe yi. man Sénégalais yi moo tax mooy ubbi groupe yi. la femme n'est pas une marchandise à vendre comprendre nga 2017 nga koy wane ci Facebook nga bëgg a jaay nga bëgg a wanewu nga bëgg a jaay sa bopp bëgg a wane ñeneen ñi lay seetaan samay rakk Sénégal
nga di leen jox le mauvais exemple yaa toj sa cottu ndey Françoise Hélène Gaye dégg nga bu baax li ma la wax. boo defee réclamation YouTube dalay day jox nit ki nga réclamer œuvre am say contact yépp mu mun la porter plainte donc jox nañ ma lépp seeni contact te nag la grosse vache qui se cache derrière le Sénégal du mensonge c'est une dame qui s'appelle Seynabou Ndiaye. Une fausse adresse mi ngi nii nit ku normal lu mu waroon njëkk def balaa diffuser une fausse information mooy vérifier info bi mais lan la Françoise Hélène Gaye def elle a encore commis la même erreur bi mu def ak Assane Diouf si fausse histoire terrorisme bi. Nous donnons une fausse adresse. Non, si, je vais publier tout ça, je vais publier toutes les coordonnées. Lan la ñu ko def dem live répandre d'autres mensonges kooku moom mooy Françoise Hélène Gaye fen de A à Z. adresse bii ñu ko jox benn kër la bi ñuy jaay en Californie si dëkk bu ñu tuddee Fremont. c'est à 6 heures de voiture ak fi ñu fat Françoise Hélène Gaye. de deux pour xam nagam adresse bi c'était bonne. C'était très simple lenn rek la waroon def mooy dugg ci internet bi taper adresse bi ñu ko jox et vérifier ku moom kër gi parce que États-Unis dafa am lu ñu tuddee public record. aux États-Unis dafa am fichier bu tudd public records fichier boobu nag maanaam képp ku nekk aux États-Unis nga am casier judiciaire wala nga am ay propriété wala nga am yeneen document yu xamante ne le public a le droit de savoir dafay nekk sur internet. te États-Unis ma xam leen ma wax leen. tout est online am du dëgg Modou Khoule lépp online la Baba Aïdara xam yéen ñooñu boo leen duggee online ngeen gis ko ngeen am seen information. En 2 minutes, elle aurait pu éviter de se faire ridiculiser encore une fois. Une fois de plus, mu répandre une fausse information de A à Z. Françoise Hélène Gaye kan mooy ñulaar bi ana sa plainte sénégalais yi ñun Sénégal de la vérité lañu leen bëgg a ñaan lenn la ngeen def attention nañu bàyyi di demee émotion te di doxalee réflexion di xalaat nañu seetlu fenkat yi suñu bëggee Sénégal jëm kanam jërë ngeen jëf. mën naa jàpp ne sax nit ki mën ngay tricher yenn saa mais dëkk ci tricherie moo baaxul. Donc, pour netter Hassan, c'est parce qu'un juge avait décidé sur le cas de Hassan. Et comme un juge fédéral, le juge Carl Stewart, mi nga xamni mom moy diriger courthouse bi, man bima len joté tay ci suba lol nañ ma wax ni ma non amul. Te ensuite donc un juge fédéral joxewul ordre bi. Nga sey yow. Oui, bo waxé mu nan day wat hein, billahi yow chrétien bu melna yow, hein? buñ waxé yow chrétien man je respecte bien les chrétiens ñom ñepp la respecté yow la respecté comme chrétien parce que yow do dara saytaane mom rek moy nek ci digënté julit ak chrétien ak christianisme ok té yow lool ngay jouer billahi lokay waté lan ngay waté ci té nek ci côté belé wonal fi nga doon baado la gi nga nek manipulatrice bi nga nek woné ko aduna gis ko waaw tay bala yag gaay yeen ñepp lay waxal sénégalais fu ngeen nek ci aduna bala yag gis nga le Sénégal de la vérité sama gaay ñun ñepp hein gis nga lu leer la andi wax bala yag hein ñaari dossier dina genn ci Françoise Hélène Gaye bu boba da ngeen ko dana gas pax mom bam xoot mu sul ci dugg ci bopam way mok saga katam yoy muy former di len fay di len financer waaw xaalis bu sàccoon ci ngóor soosu ak lépp ak manipulation yu defoon yëpp mi ngi xëpp ci kawam xamagu leen ko mais mu ngi koy yëg newoon naa ko say nelaw doyul te say nelaw du mës a doy. yéen saagakat yi nekk si groupe yi yéen ñëpp laay waxal vous avez de gros soucis à vous faire ndax lépp li ngeen nekkee si groupe yi nañ ko fësal ba sénégalais yëpp seen mbokk yëpp xam lan ngeen nekkee si biir réseaux sociaux yi yéen politiciens yi vous avez de gros soucis à vous faire ndaxte li ngeen nekk di def si suuf di nga koy ñëw fësal si kaw fay Françoise Hélène Gaye xaalis ci suuf depuis le Sénégal am nit ku koy récupérer xaalis boobu muy coppati ci xaalis boobu ngeen ko fay di fay ñetti membre groupe WhatsApp yooyu mu créé Ousmane Sow Moustapha Sarr yéen ñett ñooñu ñuy fay pour ngeen jël manipuler yeneen xale pour ñu leen di saagal d'autres sénégalais dinañ wane lépp li ngeen nekkee di def ci suuf di saaga ay nit bu dee yéen politiciens yi da ngeen yaakaar ni yéen mën ngeen tax le Sénégal de la vérité bañ a wax dëgg ji da ngeen dóor seen loxo ci ëkk wax naa leen ko ma waxaat leen ko avec le Sénégal de la vérité manipulation dafa jeex fen dafa jeex sosol dafa jeex escroquerie dafa jeex sàcc dafa jeex pas de deuxième Souleymane Jules Diop man nag fu ma gisee dëgg
dama koy wax bokkuma benn parti politique ñun Sénégal de la vérité ñun ñooy ñi xamante ne dañuy segg les fenkat des waxkatu dëgg dorénavant ñun ñooy tamit biy séparer fenkat yi ak waxkatu dëgg yi. yow yaay saytaane yow yàlla na yàlla musal ci yow barke sëñ Tuubaa yàlla na saytaane yàlla na yàlla musal Sénégal ci ku mel ne yow waaw yow mii lañ war a rek say mbir te dina leer barke sëñ Bàmba dina leer waaw sa yi ngay doxal ak si nga da nga waroon jël avion nga dem seeti gorsee nga xam ne si l'homme doon wax mësul saaga. déglu leen de duma ci tàyyi sama yaay Daba la tudd sant loo yaa ngi dégg man sañu maa saaga kenn Macky Sall ak nu mu mënti mel sañu ma koo saaga bii saaga déglu leen. nga dugal ko ci manipuler ko ba yàq àddunaam tey ba tey ma nga ca kaso bu wéet fa moom dong kenn taxawul ci baadoola bu mel ne yow ak baadoola yi nga àndal yi ngay formé ñu nekk fii ku taxaw ñaang ñu saaga la waaw pourtant ma nga fële moom kese moo fa nekk moo tax man leen ci vidéo bis bu génnoon tey ji te bàyyiwul ay saaga dina liste ba dana changer yow yaa ci jiitu Françoise Hélène Gaye ndax baadoola nga gis ngeen bi mujj bi biñ ko dindee démb lañ ca bindoon mooy waajooj mooy bañ a tudd turam moom moo protesté ci vidéo bi bañ dindi ko mais nag yéen dama leen di laaj quoi parce que foofu dama ko gis affaire bi man ay reetaan la mu def waaw mu wax la ne manipulation bi moom jeexul ba tey waaw suñ ndaw si moom muy Françoise Hélène Gaye ok boobu man du ma nëbbatu de right laay wax te tur wi laay aw de xam ngeen nu mu demee waaw cheikh bi moom ci tur wi lay aw waaw mais dama leen di laaj yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan vidéo YouTube yi su mooy vidéo ndaw soosu Françoise ak waa jooje vidéo mi ni ngeen ko doon seetaane yéen gars yi di def ay live ñoom ñëpp ni ngeen leen di seetaane benn question laa leen di laaj mais vidéo boobu ngeen gis est-ce que dañ ci wax lu contre waaja ba tax mu naan nañ éliminer vidéo bi wala luñ ci wax dafa contre ndaw see ba tax ñu vidéo bi éliminer wu point de demande waaw yow kee nga xam ne ñi ngi jëm loo xam liñ daan pro Diouf moomu di wax bam avant moom muy dugg ci ay saaga ni meloon yéen seetaan ngeen vidéo ñi ko jot a gis parce que nag naa leen ci wax benn affaire du bloqué nañ ko mais le Sénégal 221 dooraat na ko bu fekkee nag ndaw si moom lim nekk ci àdduna mooy jàpp leen ne moom mi ngi ci Facebook YouTube Twitter Instagram lépp luy réseau social ndaw si moo ngi ci biir léegi nag moom nanguwul kenn critiquer ko wala luñ wax lu dëng ci moom dana dem foofu pour effacer lu vidéo yi pour dindi ko waaw dem na ba léegi nag léegi waaja nga xam ñi ngi mu ngi ca biir moom moo ko tëjlu ca kaso boobu ndax manipulation yi mu ko doon manipuler ñu ñëw won leen loolu waaw gars yi def ci vidéo documentaire bu tegu ci yoon waaw monétiser wuñ ko jaay ñu ko ay télévision wutuñu ci xaalis wutuñu ci dara à différence que ndaw soos lim doon def ci vidéo yi waajooju ak ay vidéo waaw nga xam ne alal moo ci dugaloon ñii nag moo au nom de la vérité moom moo taxoon ñoom ñu créer document boobu yor yeneen document parce que nee naa leen affaire boobu mi ngi koy bloqué mais ce n'est que le début film la film nag day am titre bi rek leen won waaw titre bi nag moom sonn na ci dindiloo na ko gars yi dindi ko ñii delloo siwaat vidéo bi léegi nag ñu dem ba ci dugal ay copyright muy laaj ay droit d'auteur yooyu nag leen war a expliquer pourquoi mu di ko laaj waajee na ci biir kaso ba est-ce que may nañ ko ba muy toog naan day décider ay vidéo yu war a dugg ak yu war a génn yow mii di ma seetaan buñ gars yi créé woon vidéo wala man ma créé vidéo wala ndaw su bon soosu créé vidéo boo xam ne yow lu la arrangé la lu lay setal la ñu waroon laa tëj nga xam ne tëj géñ ko tëj tey jii nga xam ne moom moomu ca divan boobu ne déj naan da koy feetal ay anniversaire yu kenn xamul moom moo ko ca dugal ak ay manipulation tax tey ji ñu génnee vidéo boo xam ne si juge ba sax ndeysaan bu ko seetaanoon dana xam ne dana gëm ne kii dañ ko doon manipuler moom moo tax mën na am ëllëg bu ñu koy àtte sax à travers ce vidéo là ñoom ñu yërëm ko ci benn côté kooku nag dina xam ne kii mën na ma génnee ci coono buñ ma dugal mu ñëw naan day dindi lu vidéo boobu leen mën ngeen gëm lool
saytaane nga jaam nga sàcc nga manipulatrice nga Françoise Hélène Gaye yow laay waxal de na leer. train nga duggoon ak si nga gaar ba gis nga gaar bi doo ko romb de train bi fa lay yem yow sa business daañ ko toj dana tasar barke sëñ Bamba laa la wax waaw yow tiital nee naa la say nelaw doyatul won nañ la mosal ba gis nga ndekki moom lañ la won añ bi ñëwagul di nga ko gis Sénégal dinu gis monde bi daañ ko gis waaw daañ xam ne yow mi waajee ka newoon ca ginnaaw mooy yow Françoise Hélène Gaye mais tey li ma Assane Diouf di wax neexu ko moo tax ñuy wax ay xam nga Interpol Interpol moom Homeland Security ñoo ko représenté Homeland Security ñi ngeeg samay kayit ñooy immigration dégg nga wall immigration directement nga wax leen Assane Diouf sama adresse nga fa parce que awma droit dëkk fenn ci Amérique te waxuma leen fii laa dëkk awma droit def loolu xam ma bëgg nag xam nga ngeen gën a góorgóorlu ngeen bàyyi loolu xel du noonu ah